asalaamaaleykum mbokku déglukat seen rajo Sud FM 98.5 aman nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi ñuy àddu ngeen di teewlu fii seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam nag ñëwal na rek comme ni ñu koy defee samedi junne fas yéene ànd ak yéen si waxtaan wi nag taxti nag danaan waxtu wi bu jotoon dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci li nga xam ne moo di wàccaayu koor nag dañoo jëm ci événement bu am solo boo xam daanaka Sénégal yëpp ñu ci bëri daal daanaka ñoo ngi koy dund. boo tax ni tey nii kon nag lii nga xam ne moo di moom mi léegi nii dinañ si waxtaanee nu ma gën a yaatoo wàccaay koor nag lépp a ngi ci seentu weer ak li jëm ci wàllu dundu geek li ñu war a jëfandikoo ak yooyu yëpp ak li jëm tamit si li nga xam ne moo di askan wi situation bi ñu jógee ba fas yéene nag ñëw ci li nga xam ne nag mooy ci la ñuy dund nii jamono ji moo di mbas wi nan la ñu war a mën a woree ci li nga xam ne moo ci la ci jëm. boo tax ni tey jii dinañ amal waxtaan bu yaatu ci ponk yooyu ñu nga xam ne nag daanaka moom lañ leen wax ci si nga xam ne moo di si waxtaan wi ñu jàpp ni nag kon fu mu ne nii léegi nag danañ si dalal ñoo xam ne sax seen xel daa màcc jëm ci wàllu diine ñu dalal leen oo laaj leen tamit ci wàccaay koor ñu war a taxawoo ak yooyu yëpp tamit li jëm ci wàllu ñi nga xam ne léeg-léeg su lii di mbir mi jógee nu ñu war a taxawoo ak nu ñuy tamit jàppale askan wi ci fànn woowu yëpp bu ci sax solidarité bi ñuy wax daanaka ci biir weeru koor waaye nag tamit nit ñi nu ñu war a yàqnalee est-ce que koor dafa war a nekk période boo xam ne tamit période yàq la ci jëm ci wàllu tamit wér gu yaram ak yooyu yëpp ñu fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne nag moo di léegi du ñàkk nag ñu dalal ki nga xam ni moo di imam Kanté nag mës nañu ko fi dalal ñu waxtaanee rek ci li jëm ci wàllu wàccaayu koor moom imam Kanté bi nga xam ne moo di imam bu grande mosquée bu Point E nekk tamit imam boo xam ne mu ngi ci communication tamit ci ITV ñu fas yéene ko dalal imam ñu ngi lay nuyu. sëñ Moussa maa ngi lay nuyu di nuyu ñiy déglu ñëpp Sud FM. waa imaam yow dalaloon nañu la fi bu ñu seetloo mën na ñaari at bu ñetti at ci ñuy waxtaanee ci wàccaayu koor ndaxte nag jamono jooju li jëm ci wàllu lii di maanaam seentu weer lañ doon waxtaanee boo dalaloon fi sax waa yoog waa ASPA tey gis nañ ni daanaka ñoo ngi dégmal koor dëgg la sax nguur gi moo ngi def ay effort par rapport ak li fi jot am ci situation bi nga xam ne moo jëm ci wàllu croissant lunaire bi waaye tamit koor daal na lañ ko war a waajalee ci dëkk. waaw waajal koor moom lépp mi ngi aju ci ban côté nga ci bëgg a wax. parce que xam nga bu dee waajal koor li ñu war a njëkk a def mooy sellal yéene yi. tuub baaloonte ak doog a dugg ci koor gi. beneen bi mooy ñu xam ne weer bi commencé na donc loolu ñu séntu ko wala ñu calculer ko. ba pare nag léegi dugg ci biir koor nag woor ko woor bu teey bu àndul ak benn ngistal def ko tam woor bu ànd ak solidarité tenir compte tamit ci ne contexte Covid lañ nekk. waaw donc moo tax ma ne tout dépend ci ban côté nga ko bëgg a jàngatee. mais dëgg la suñu ko doon jàngat daanaka ci lu jiitu mooy daal li nga xam ne moo di seentu weer daanaka seentu weer bokk na ci li nga xam ne moo bokk na ci ponk yi. mais gis nañu fii Sénégal daanaka daal divergence yi bari na loolee nan la ñu war a taxawoo ci cas yu mel nii. waaw li indi divergence yi mooy dañu manqué benn autorité boo xam ni ñëpp moom la ñuy topp ci wàllu koor. dëkk yi ko réglé noonu lañ ko réglé boo jëlee tey Maroc. le fait que buur bi ci boppam mooy le commandeur des croyants mu am ministère des affaires religieuses. bu ñu waxee ñëpp topp. même bu dul pays arabes yi sax même ay Guinée wala yu mel noonu. am nañu ministre de l'intérieur wala yu mel noonu ñoo xam ni ñoom ñooy wax ne dëkk bi day commencer tel jour. pare tel jour moo xam dañ koy teg ci topp beneen dëkk lu mel ne Arabie Saoudite wala ñu teg ko ci calcul Arabie Saoudite am nañ Cour suprême. Donc problème bi daal mooy Sénégal problème bi mooy que dañu amul benn autorité boo xam ni moom la jullitu Sénégal yëpp di déglu ñu wax ne koor gi commencé na korité bi jour bi la te loolu il le faut bu ko defee loolu bu xasee ba am waratuñu accepter yeneen groupe di décréter beneen vision le lendemain wala le surlendemain on est arrivé au Sénégal ay jamono je me rappelle bu amoon sax ay 3 korités donc si on continue comme ça va être vraiment un désordre total te loolu waruñu ko accepter ci dëkk bi amul benn dëkk bu war a accepter loolu. dëgg la mais autorité boobu fan la war a jógee maanaam ci autorité si nguur gi ñooy ko war a créer wala ñi nga xam ne ñoo di daal ndaxte gis nañ ni Sénégal nag maanaam confrérie yi ku nekk da ngay maanaam jokk ci si li nga xam ne moo di sa confrérie yi est-ce que foofee la war a jógee wala ci li nga xam ne moo di nguur gi pour réguler. voilà loolu nag mooy difficulté bi parce que comme ni nga ko waxee confrérie yi
seen i taalibe seen sëriñ la ñuy déglu. Malgré que Konakok bi loolu moo doon problème bi Konakok. Yéen a ngi fàttaliku chaque fois Iyane Mourchid Iyane Thiam rahmatullahi alayhi chaque fois bu ñu ko doon reproché que ni sa Konakok bi est-ce que ñëpp a fa nekk da doon wax waaw mais en même temps tout le monde savait que ni ña fa nekk des fois dañ doon wax sax kan moo leen fa yónni. waaw ñaareel ba confrérie bu nekk aussi am na commission boppam. et des fois te jarul mi tudd benn commission ndax ni ngeen xamee commission mbir yooyu ni mu sensibiliser Sénégal. mais des fois nga gis commission boo xam ne dañu wax ne am nañu représentant ci Konakok de waaw ba pare ñoom seen bopp ñu joxe information sans tenir compte ci Konakok li mu wax. kon loolu exemple yu objectif la. yu wane ni kon difficulté parce que difficulté bi suñ ko ñemewul ne duut baaraam. le problème baa ngi nii d'abord duñ ko trouver solution bu adéquat. donc loolu mooy suñu problème Sénégal donc Konakok bi amoon na problème effectivement ci représentativité ak si le fait que ak méthode bi mu doon jëfandikoo xoolal par exemple ñëw toog téléphone man dem naa fa 2 ou 3 fois xam naa lu may wax. yore téléphone nit ne allo man maa ngi Ablaye Ndiaye foo nekk Tamba. gis naa weer bi. waaw demal ci préfet wala gouverneur nga wax ko. mais est-ce que tu crois que lu mel nii mën nañ ci juboo am keneen ku wootee Kaolack nga ne ko yow xaw ma la mënuma la déglu. xoolal loolu kon. mais xanaa organisation bi moom réglé ko. mais xanaa organisation bi parce que Konakok dafa war a am chaque représentation bi dans chaque localité ñooñu nga xam ni ñooy doon seen i répondant est-ce que loolu dafa manqué wala. Konakok am na ko mais dañ dul woon juboo parce que des fois Konakok ñi mu am ay représentants. ñooñu kon lay déglu. léegi nag am na ñeneen ñoo xam ni peut-être ñoom nekkuñ ci Konakok. bu ñu wootee daal na ñun gis nañu te des fois sax mu ne ay imam wala ay kilifa man gis naa ci ay cas. waa Konakok ne leen non ñun duñ leen déglu. alors kooku tamit jullit la kilifa rek gis nga kon c'est difficile. kon sur quelle base la ñuy. dégloo kii wala bañ a déglu kii. donc loolu Konakok réglé wu ko woon parce que il fallait que ñu am justement ay observateurs. yoo xam ni dañ xam ni ñii la. de façon locale. waaw ñooñu jokkoo ak Konakok mais comme ni ma la ko waxee loolu comme amul woon. léegi aussi non seulement loolu amul mais comme ni ma la ko waxee des fois nga gis benn kuréel wala benn sensibilité boo xam ni ñoom xaaruñu Konakok. donc moo tax problème mu Konakok problème bu sérieux la boo xam ni. dañ ko war a teg sur la table. pour régler ko léegi beneen possibilité bi. mooy que bu fekkee mënuñ ko régler parce que gis nga déjà comité provisoire bi. nan nga mën a amee 3 coordinateurs en même temps. kenn yiliful kenn ñoom ñett. y aura la cacophonie. ah oui. léegi y aura la cacophonie. parce que imaginez yéen ngeen invité kenn ki mu ñëw foofu wax xalaatam. keneen ki ñu yónni ko ci beneen plateau mu wax xalaatam. il peut y avoir des contradictions. léegi kan mooy la voix bu ñu war a déglu ñoom ñett ñooy waxandoo wala kan mooy wax donc tu vois y a un problème ça veut dire que réglé wuñu problème de fond bi. léegi nag soit ñaar laa fi gis soit effectivement on trouve une solution à l'intérieur de la communauté musulmane mooy. kilifa yi ñu déglu de toutes les sensibilités ñu waxtaan. ba teg benn commission boo xam ni ñi koy jiite ñëpp. nit ñi reconnaître dañ leen. mu am organigramme bu normal quoi. mu am une personne morale mu ñu tuddee ko coordonnateur wala président et cetera. les autres adjoints secrétaire beeg comptable beeg ak les démembrements locaux. normal quoi plus ñu intégrer le calcul astronomique. loolu tamit jamono foofu la toll. soit ñu def loolu donc ça vient de l'intérieur de la communauté. de la communauté musulmane. soit bu fekkee ni on n'y parvient pas. si on n'y parvient pas en ce moment je trouve que État pour des raisons pour éviter un désordre national. parce que État soxlawul ñetti korité ñeenti tabaski ça crée beaucoup de problèmes. Absolument. donc l'État pourrait peut-être se dire bon. puisque j'assure la tutelle du culte même si je suis un État laïque. et que vous ne parvenez pas à me donner un interlocuteur. et que je ne peux pas accepter aussi qu'il y ait 2 fêtes, 3 fêtes dans le territoire national. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais vous proposer de nommer quelqu'un. Par exemple, le commissaire au pèlerinage. Une personne... Il est nommé par l'État. Il est nommé par l'État et tous les musulmans reconnaissent son statut. Il gère le pèlerinage. Donc, je me dis que voilà, l'État peut dire maintenant, je vais nommer quelqu'un comme, voilà, pour... Bon, certains ont déjà proposé, non est carrément un conseil supérieur islamique. Donc, l'État pourrait prendre une initiative dans ce domaine, même si c'est loin d'être facile. D'accord. Voilà. Allez-y.
waaw mais daal pour man ça devait venir de la communauté musulmane. d'accord mais foofu la war a jógee quoi on a d'autres communautés religieuses fii yoo xam ne réglé nañ problème boobu à l'interne ils n'ont pas ce problème. Oui. donc musulmans yi war nañ mën a déggoo. waaw parce que bu fekkee yàlla rek tax. dëgg la. yàlla la ñuy wooral. weer bi du weeru benn confrérie wala benn sensibilité particulière. kon war nañ mën a juboo ba mën a trouver. une commission. boo xam ni elle est inclusive elle est représentative. elle a une méthode de travail transparente. et elle est l'interlocuteur de l'État chaque fois bu waxee ni valider nañ information bi. ci koor gi ak korité bi ak tabaskeeg yooyu. ñëpp d'accord même bu fekkee personnellement yow mën nga ci am ay réserve. mais en ce moment dootoo amati droit di def benn perturbation. d'accord à l'échelle du pays comme tous les pays le font. d'accord li jëm ci li nga xam ne moo di jumtukaay est-ce que fii jumtukaay yi ñuy jëfandikoo dina tax mu gën a leeral mbir mi wala am déet wala dañ ko war a gën a joyanti. non dañ ko war a gën a joyanti. loolu sax daf may permettre ma waxaale sax ñenn ñiy wax naan. xëy na affaire xaalis bi moo tax gars yi di xëccoo nangam. bon loolu dama ciy màndu parce que xawma motivation des uns et des autres mais ce qui est sûr par contre c'est que la commission a besoin de moyens. oui. voilà léegi nag mu des de moyens yooyu effectivement dañ ko war a mettre à la disposition de la commission. pour que mu def liggéeyam normalement pour que résultats yi ñu soxla. mu mun ko am donc fi nekk il faut moderniser la commission et qui dit modernisation dit des moyens conséquents par exemple ni ñuy collecter information bi sànq jox naa la ci exemple. téléphone yu anciens yooyu nit mën na woote de n'importe où kenn mënu ko identifier. ñu naan ko demal ci gouverneur bi wala ci maire bi nga présenté wu foofu après maire bi ñu koy woo naan ko maire bi nan la mën a xamee kooku donc vraiment il y a des problèmes de. par contre actuellement c'est facile à régler. si on fait une plateforme numérique informatisée. on peut identifier des groupes d'observateurs dans n'importe quelle partie du Sénégal. On peut avoir un partenariat avec la Sonatel. nit kuy téléphoné dinañ xam sa téléphone fan lay sonné. dinañ xam aussi ban heure nga woote par exemple su fekkee ni pour le cas prochain par exemple la lune va faire 30 minutes à peu près. après le soleil. donc quand quelqu'un appelle 50 minutes après il faut même pas l'écouter. parce que scientifiquement on sait que il peut pas le voir 50 minutes après. donc yooyu yëpp c'est facile à régler car par exemple les Maram Kaye de ASPA il faut apporter un appui technologique de ce point de vue. Il faut aussi former des observateurs c'est pas n'importe comment qu'on observe. Et ensuite faire des bilans des observations faire des rapports d'activité. yooyu yëpp ça demande des moyens et des commissions techniques. et pour le faire. et ensuite ça doit être centralisé. justement du ñu bàyyi n'importe quel groupe n'importe quelle personne. ak ay nitam mu nekk ci benn ruqu Sénégal quelque part. woote heure bu ko neex minuit 2 heures du matin. waaw dama juumoon sànq mais maa leen di woo. maa ngi xam ban ruq gis naa weer bi. ñu naan waaw jullit la mënuñ ko weddi et cetera yooyu c'est facile à régler. si on modernise le fonctionnement de la commission. mais est-ce que c'est le cas dans les autres pays ndaxte gis nañ ni ay dëkk yu bëri nga xam ne ay pays islamiques lañ ñoom ci dafa mel ni ci loolu la ñuy dem ñoom ci loolu la ñu nekk. voilà c'est vrai moo tax foofu tam day am ay jaxasoo nag de temps à autre. day am ay jaxasoo xoolal même boo jëlee même ay dëkk yu mel ni Arabie Saoudite. xam ne qui ont tous les moyens am ay télescopes et tout. même ñoom terewul dañuy am ay problèmes de temps en temps astronomie nekk ci sous-région bi dañu leen di critiquer. ci incohérence astronomique yi am ci dates yi ñuy joxe. Arabie Saoudite gis na rectifié na ay dates sax je pense qu'il y a 2 ou 3 ans. wala peut-être 5 ans ils ont rectifié la date du nu ñu koy waxatee encore. Du Ashura, 10e jour bi en disant qu'ils se sont trompés. Donc voilà des fois gars yi reproché leen ne leen li ñu gis c'est pas la lune. parce que c'était pas le moment de la conjonction. même man démb j'ai discuté avec quelqu'un à la mosquée du Point un jeune qui suit beaucoup ces questions mu ne ma mais imam Arabie Saoudite dimanche mooy nekk seen séntu ma ne ko ah bon. c'est pas possible parce que la conjonction se fait quand même la nuit du dimanche vers lundi. donc lundi disons à 2 heures du matin. et 2h30 pour Dakar. ça fait 5h30 en Arabie Saoudite parce qu'il y a 3 heures de décalage. D'accord. mu ne ma non mais parce que ñoom ils ont dimanche mooy seen 30e jour. ma ne ko kon ça veut dire qu'il y a une erreur astronomique. ci seen calcul parce que dimanche mënul nekk le 30e jour. dimanche c'est le moment de la conjonction gis nga. Mauritanie quand je me rappelle il y a 2 ou 3 ans ils avaient fait un même correctif. un correctif benn ñu corriger ñoom tam benn date. moo lay wan ni il faut venir au calcul astronomique pour éviter les erreurs. et surtout le fait de dire que ni jullit moo ko wax. mais jullit mën na juum. wala mu wax loo xam ni erreur la. ça ne remet pas en cause le fait que jullit la.
mais moom la un grand savant waxoon naa qui au 16e siècle qui est en avance sur nous mu ne quand il y a des témoignages visuels qui contredisent l'instant de la conjonction par exemple buñ ko accepter. Donc il faut moderniser la commission. D'accord. Lui donner des moyens conséquents et que fonctionnement nekk fonctionnement bu efficace. mais est-ce que jàpp nga ni comité provisoire bi ñu teg nii du ñu mettre également en contribution waa ASPA mu ñëw seconder leen wala appuyer leen ci liggéey bi. Mais justement man si vous vous rappelez il y a 5 ans yu mel noonu à peu près je crois j'avais proposé un séminaire technique à Mourchid Iyane Thiam. Man mi sam bopp maa bindoon les termes de référence. Et j'avais demandé qu'on évite l'ASPA. Pour la première fois l'ASPA a été invité. Ak même l'ANACIM. Parce que vous voyez des problèmes de nuages etc. Ak des personnes indépendantes mais qui sont de grands musulmans. Intellectuels, ils peuvent même être des francophones. Mais voilà mais il y avait des réticences. Je m'excuse de le dire mais quoi qu'on dise quand même man jaxasoo bi bettuma parce que quand même à un moment donné Konakook dafa nekkoon benn gestion opaque ba pare benn gestion personnalisée ki ko jiite woon moo doon doxal li ko neex di def li ko neex nit ñi di daje këram siège sax amul. D'accord Konakook amul woon sax siège. D'accord bu sëñ jotee ñu dem RTS jël benn téléphone di woo nit naan la demal ci préfet bi nga wax ko yaay kan. Donc loolu ça ne marche pas on doit arrêter ça. D'accord avec diine fu mu toll ci nit war nañ si gën a góorgóorlu. Mais bien sûr il faut utiliser mais pourquoi on utilise tous les moyens modernes tey jii xoolal ñëpp a ngi def Zoom. di def distanciel. conférence oui. di def ay vidéoconférence n'est-ce pas. Les visualiseurs ñu ngi équipé wu di ko def. xoolal fi mu nekk nii màggal bi Tiwaawoon gàmmu gi passé. appel de Yoff bi passé et cetera. ñoom ñëpp ils ont mis en place une logistique n'est-ce pas. Donc ça veut dire que xam nañ utiliser loolu. waaw léegi nag lu tax duñ ko utiliser maintenant aussi pour li nga xam ni sax mën nga wax ni. moo ëpp doole parce que li nga xam ni ay ziyaara ay nangam. non seulement c'est spécifique à une confrérie ou une sensibilité. En plus nekkul farata organisation interne la de cette communauté. Par contre lu doy ni farata. weeru koor. nga xam ne en plus dafay engagé jullit yëpp. Je crois que foofu sax lañ waroon gën a def toute la logistique. Pour que le fonctionnement soit efficace et que ñu am les résultats attendus. Très bien jërëjëf Imam ñoo ngi lay gërëm di la sant kon nag ñu bàyyi ñeneen tamit ñu addu ci li ñu jëm waaye nag bëggoon nañu la laaj tamit ci wàccaay ndaxte nag gis nañu spéculation yi day bari foofu ak Covid bi nit ki nan la war a taxawoo ci wàllu koor pour gën a góorgóorlu ci fànnu. Je ne sais pas lan nga tuddee spéculation. waaw léeg-léeg nit ñi yokk yenn njëg yi waaw yenn mbir yi. waaw yëpp tamit léeg-léeg mu am ci. waaw loolu moom man je me dis déjà que c'est le rôle de l'État c'est le rôle régalien de l'État. De ne pas laisser les usuriers xam nga nu ñu tuddee. des commerçants ñuy yokk de façon artificielle les prix. ñu koy yokk. C'est pas normal surtout que mois boo xam ni la. Les gens voilà xam nga woor ba ngoon. Quand même day laaj ndogu. waaw donc pourquoi ñu bëgg a profiter ci mois boobu genre les gens sont vulnérables entre guillemets quoi. waaw il faut bien ñu ndogu. il faut bien ñu lekk naan kon nañ def prix yi ñu neexee ils sont obligés d'acheter. Ça c'est quand même le rôle de l'État c'est pas les imams. et les prêcheurs qui vont aller voir les commerçants pour leur diminuer le prix. C'est à l'État donc d'être plus sévère. Dans le contrôle parce que le jeune ne doit pas expliquer une augmentation artificielle des prix. Surtout que la plupart des Sénégalais sont encore dans la pauvreté entre guillemets et jeunes. Donc ça va être une double peine quoi. Une double peine kon loolu rôle état bi la beneen bi aussi. Moi je me dis les musulmans eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que koor gi jarul ëppal. ci yenn yi maanaam nañu def aussi woor bu frugal. woor bu simple. Gis nga par exemple ku am lu ëpp sa soxla. bul gaspiller dimbalil ki nga xam ni moom xam nga ni loxoom jotul ginnaaw. moo gën la ngay teg sa table loo xam ni mënoo lekk genn wàll parce que rek am nga njëgam. boo wàccee ni ma koy waxee gars yi boo wàccee magasin boo romb jënd fa dara. lu sa bët tegu nga jënd yóbbu kër ga. nga damay ndogu teg ko ci table bi. après c'est un gâchis extraordinaire alors que loolu. nga dimbale ko woon sa dëkkandoor bi nga xam ne wóor na la ni kii. vous êtes voisins depuis des années xam nga niveau social am et tout. nga jël loolu. jox ko mu ndogu ci moo gën kon il faut éviter le gaspillage et aller vers la solidarité et le partage ma jox la benn exemple. Sénégalais yi xoolal ndogu ni ñu ko jàppee. man ce que je leur conseille. mooy que ñu def différence entre ndogu ak reer.
waaw xam nga bu ñuy wax iftaar. ci arab iftaar mooy dogu maanaam xoolal defal luy wane ni rek dog nga koor gi. moo tax yéen bi des fois ndox la doon dogoo day laajte tàndarma ñu ne ko tàndarma amul mun naan ndox dog ne dog naa. des fois tàndarma la doon dogee. léegi nag après nga reer. kon jarul jënd ay saucisson butéelu jus bu ne nga jënd ko jënd pain xoolal rang pain ba timis fekk la fa. pain de nga koy rang ba timis fekk la fa. après nga alors que pain mën na fanaan nga lekk ko mais pain chaud nga bëgg et cetera. teg meew jaxase sax yu àndula. dëgg la waaw. nga am jaare et tout. donc léegi. nañu régler problème bu dog mooy dog bu simple xoolal par exemple tàndarma wala yoo dogee lu simple rek. soo jullee timis ba pare. ngeen reer directement le vrai plat. dëgg la mais jarul nan ngay xoolee mais nag caam xam naa caam nga sant nag. xam naa da nga ne non imam fii nag moom du ma d'accord non nañu bàyyi ñu nekk suñu def suñu ndogu mais non écoute. dogal sa koor simplement. dëgg la mais xoolal nan ngay lekkee saucisson. teg ci bisaab. waaw teg ci benn banaan. waaw après naan tuuti soow. waaw naan benn café. après nag léegi nga ne soo jullee timis ba pare léegi da ngay ñëw reer après moo tax après doo mën sax dem naa fi. dëgg la waaw waaw. kon na dog bi simple mooy wane ni rek dog nga sa koor et après par exemple si tu aimes le café. prends ton café chaud. ak ñaari tàndarma impair ñetti tàndarma. wala juste ton café chaud tàndarma bi sax c'est pas obligatoire. moom tamit même nga may ma moo xaale foofu. tàndarma bi c'est pas obligatoire ba suñu yokkee prix tàndarma yi ngeen ni ko fa ñu ko bàyyi. waaw ndogoo sa café wala sa bisaab jàpp sa ñambur. très bien voilà maintenant après. boo jullee naafile ba pare. nga reer bu normal comme ça doo gaawee sa bopp. di feebarloo sa bopp ba pare di yàq alal. jërëjëf Imam Kanté di fàttali nekk Imam Kanté ñu ngi lay gërëm sant ci intervention bi baax na ba tey nag nga wéccoo xalaat ci li nga xam ne moo di li xew kon nag dégg ngeen ko mbokk yi ci li nga xam ne noonu la joxe xalaatam ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu waroogu am war naam sax bu nekkee nguur gi moo ngi ciy def ay jéego pour nag jéem a trouver benn entente pour rek li nga xam ne moo jëm ci wàllu wàccaay koor gi waxtaan nañ ci li jëm ci wàllu lii di séntu weer wi waxtaan nañ ci li jëm ci wàllu xarala yu bees yu ko war a accompagner ak yooyu yëpp nu mu conseil tamit nu mu joxee xalaatam ci fànn woowu ni na la ñu war a gën a accompagner mbir mi ngir nag mbir mi daal am déggoo ci biir waaye tamit gis na ni tamit ci li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak tamit yàq geek li nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji Covid gi ak jamono ju metti ji ni ñu war a yàqanale ngir rek bañ di yàq yooyu yëpp tamit ñëwaat nañ ci ñu jox askan bi ci 88 628 98 98 jërëjëf Imam Kanté ñoo ngi lay gëm sant di fàttali nag moom mooy imam grande mosquée bu Point E nekk tamit prêcheur foofee ci rajo télévision ITV kon nag ñu jox kaddu gi askan bi ci 88 628 98 98 wàccaay wi na ngeen amee yaakaar ni moom la ñu war a gën a mën a taxawoo ci fànn woowu su nekk am na ku nekk si lim ñu daal di koy dalal. réewum Sénégal jàmm neex na voilà ñu jël kii ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ku baax na nga def. Imam Moussa. waaw El Hadj ñu ngi lay nuyu Sall. Caam ñoo ngi siyaar bu baax. ñu ngi lay dellu siyaar. yal na yàlla nangu siyaar. amiin. ah Moussa koor gi ñëw na. waaw imaam de wax na lépp. waaw. maanaam farata yin taxawal te du farata de moo nu sonal. yin tudde farata te du farata. te wax na ko nee na tàndarma ji bu seere nan ko fi bate naan basaab te wax na dëgg nag man loolu laa d'accord. beneen bi des man. li may wax mooy yokk gi ñu yokk suñu àddina te mënunoo fexe ba jàll ko. est-ce que. te it kenn mënatu koo dindi man loolooy sama problème Sénégal dañuy xewal dara. di xëy nag di ko yéegal doo xam fu mu yem it te kenn mënu koo dindi. la Seydi Hadji Malick Sy woon aada sax na ay sell. ci Sénégal waaw kan nag ci ñun moo koy jox loxo mu màtt ci ba sell yi damm kenn mënu ko. kenn mënu ko. man fi may waxee nag tey ci jigéen ñi laay ñëw ak suukaru koor gi. Moussa lii nañ ko bana ngir yàlla xanaa tey am nañu occasion pour ba ko. waaw. nit bu fekkee yow boo xëyee togg añ boo moytu reer bi da nga koy deewoo ji xanaa dañ fi romb nag ay pañe yooyu wut ak suukari koor yooyu yóbbu njëkkee nanga ku la mere nga dem liggéey te ba ko. li fortu rek ñu wut ay pañe koor ak nangam ak lii mun te ñàkk Moussa. foofu daal moom booy boo nag imaam yi itam ñu dimbali ñu fi. xamal ne leen lii mën naa ñàkk.
kenn ku nekk loo liggéey nga ne dama koy def ay pañe rek pour yóbbu ko wala nangam sama goro bu ma ko deful ñu xas ma samay njëkke waay nañ la xas nañ la xas nga am jàmm te dégg naa sax léegi ay mbasin ak ay jesner ak yooyu la ñuy joxe déggoo li ma la xam nga suukar lañ doon wax suukaru koor kay 2 kilo wala fukki kilo suukar di néegi 2 téeméer koo ko jox xanaa dañ suukar koor gi wallaay léegi yamatuñu ci ña ngi ci dugg ci loolu nga wax jesner rek ay oto biyeey màkkaaj loolee suukar koor est-ce que te loolu yëpp yéegal àddina la ba nga xam ne bi nit ñi mënatuñoo dellu gannaaw te mënuñu ci li ñuy def dara bu koor gi jeexee nga amee ay bor foo koy fayee yéeme na Moussa nañ góorgóorlu ci li waay nit ñi wax ci ndax nit ñi baaxandoo ko nu nopp lu am jàmm jërëjëf wax dëgg yàlla ku woor ba ngoon nga dogu sa ndogu bu koor yi jotee nga wut sa genn ganaar boog lekk ko yaa sa njaboot am jàmm bu subaa boo feebaree mën a faju mën a def li dëgg la de mais yow bu koor jotee nga am bor sa jëkkër du am jàmm say doom dootuñu mën a jàngi man daal dëgg li man xaw ma ko dëgg la de jërëjëf Thiam maa ngi lay nuyu nag tey maa ngi nii ci caamen ci yoon wu bon wi nag waaw caamen ci yoon wu bon wi daal loolu nga fi dëgg la kon nag waaw loolu jafe-jafe la foofu ñu xaar ñeneen ci lii bi ci 88 628 98 98 moom nag mu ngi wax lu am solo tamit ci jamono ji nga xam ne dañ ko dégmal ndaxte nag gis nga loolee lu ne la ñuy yokk fi fan wi waaye nag teewut ca la jëm ci wàllu diggante. allo waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñoo ngi lay ziar kooku Bawol Bawol la. waaw Bawol Bawol de mooy nuyoo. bisimilah. di wax dama pare abal ko de yoon wu ban wi dama ko ci abal de waaye maa yor pir bi. dëgg la. diggante nit ñi bëggut ak Jurbel daal. waaw. yaakaar naa yoon woowu moom. ndam mel kenn mënu la koo wax. dëgg la ñoo ngi koy jotliwaat ci antenne bi. di wax leen mbaam gàtt na waa ci jur gi la. dëgg la. di nuyu ñëpp di ko sant bu baax a baax Malick. di baalu àq nag Moussa ñëpp tey ci antenne bi. di ñaan yàlla nañu ci dugg ak bisimilah rahmaani génn ci ak alhamdulilah rabil alamin. Moussa li ci ëpp lépp rek mooy ñaan ci jàmm. waaw ndax lépp rek nañ ko fekkee. ku ci def loo mënut yàlla na nga ko fekke te tal ko ku ciy def yàlla na nga ko fekke te tal ko. yaakaar na heure bii daaw Moussa bi ñuy waxtaan ci antenne bi ci koor gi. waaw booba tar na de. waaw dëgg la. kon yàlla rek kay benn bu. dëgg la. bilaay ku ko fàtte rek. moo bëgg nga fàtte ko. dëgg la. nii nuyu suñu soppi ba soppey Sénégal Alaaji Boy Jaw suñu Mamadou Dieng ak mboolem ñi dugg ci antenne bi yëpp. ku lim juum wala doo matal. dëgg la. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax rek olof day Moussa daa am lu mu wax. olof nee na séentu weer jërut buuxante. su ca buuxante amee rek am na lu xew. dëgg la. Moussa réew mi biñ demee ba koo romb su jiitee ñett ni soo ko wootewut turu imaam mu mer ci la musiba am. imaam moom allahu akbar asalaamaaleykum soo wëltu ko yaakaar nañ ñëpp yam waaye biñ ko defee daal outillage boo xamante ne lu ne ngi ci. moom doy na waar. mu mel ni nag daanaka rek amul solo ndax xañ na woor sa premier weeru koor ba bu njëkk. ba pare di ko yàq amul njariñ. ndax kenn mënta lijjanti wala boog ci li ma jàpp. waaw man jàpp naa ne faw rek ñaari koor mën naa am. su boobaa nag baaxal koor gi nga woor di bonal kon ak keneen mën naa andi jafe-jafe. dëgg la waaw. bonal keneen kon dafa mel ni kenn ku ci ne la nga tënku rek. nga tënku ci. tey ñaan yàlla dimbali nu benn bis. dañu am benn bis. di profité di ñaanal góor googee. alaaji yaan ci am yàlla na yàlla dolli ci yërmande ak njéggal. Moussa kun ñëpp rus dañ koy rus. waaw te xawma lim doon def lu mu demee. waaye dem na dem ba ci jàgg ñi ëpp ci Sénégal yi rus ko. ñu ëpp ci Sénégal yi kersa dox seen digganteeg moom. dëgg la. ak worma ak i teggin. mu réussir ci loo xamantam du ma ne am na lépp parce que daaw ñaari koor am na ñaari tabaski am na. kon réussiru ko. waaye nag am na lu mu doon def ak fu mu ko doon mën di defee. dëgg la. di ñaan daal suñu kilifaay diine yi xamante ne Moussa daraja kenn mënu ko am te joxe woo ko. dëgg la. sunu lii nu am. sunu gàmm yi sunu màggal yi. mën na nekk bañ a nekk farata mën naa bañ a nekk sunna. mën naa bañ a nekk ne waaye képp koo xam ne fexe nga ba koo soofal fii ci Sénégal. saa yi jàppal ne rajo boo toog di wax rek soof nga ñëpp. yàlla subhaanahu wa taala dogal la mag ñee ko mooñaale def ko. te pour nga maanaam fexe ba yilif nit ñi di wax ak ñoom ñu leen dégg da ngay fexe ba nit ñi ki la war a yilif yilif la. waaye képp koo xam ne fii tër ci nga jàpp ne amoo génn kilifa. foo toog lu la neex wax lu la neex parler fu la neex toog jàpp ne yow xam nga lépp
jàppal ne saa yi doo paree classe ak Bawol bi nga kamoon taawun la xamul dara li ngay wax fële la ko teg. mais yow lan nga jàpp ni Bawol nan la ñu war a def par rapport ak situation bi ni jëm yaa ngi ko doon wax naan fu mu ne nii nañu jubóo ji daal moo ci am solo. xam nga jubóo gi. mënta am. waaw. du fekk ne caaxaan dëgg moo am de Moussa. wax ji mën naa bari coow li mën naa bari. man maandu gi laay santaane waaye jubóo gi mënta am. dëgg la waaw maandu gi maandu gi laay santaane waaye jubóo gi lu la waaye man di wax mënta am. parce que Moussa réew su ñi amee kuréel gu ne. dañoo tënku ci kilifteef. waaw. am ñu ne ñun kenn duñu yilif. Moussa ñooñu suñ bëggee ànd ñaar ñuy wër garab la mais mënuñoo ànd. foofu la réew mi toll am na ñoo xam dañoo tënku ci kilifteef. kilifteef nag dañoo jëli yàlla ak ab yónentam xam ne jamono benn bu ci ne am na ko yàlla tànn. jiital ko ñu nangu ko ci diine topp ci ñoom di leen déglu. am ci ñoo xamante ne loolu dama la wax loo mën di dégg fu ñu ko mën di wax ak luñ ko léeg-léeg ñu naan dañu mais seen kilifteef yépp mooy bu kenn yilifete kenn. loolu am na parce que léegi nag mu des li nga xamee parce que man yaakaar naa sama njàng soriwul waaye fuñ ko déggee foo ko déggee mosuma ko dégg dañuy wax ne na ngeen ko séentu. su ngeen ko séentoo. su ngeen ko gisee na ngeen woor. wala na ngeen wori. su fekkee ne da ngeen ko séentu te gisu leen ko aw niir dox seen digganteeg moom. na ngeen matal fanweer. ma jàpp ne bi téléphone amul dara amul li amul tey sax nit mën naa nekk tey ca Saalum kii nekk ci Bawal. kii wori tey kii wori suba parce que kee da koo gis te gisu ko te kenn du am problème. mais kon bi ñu bëggee andi naan outillage amaat naag nangam amaat naag nañ ko jëlee nañ ko parce que yàlla xamoon na ne. ay outillage dina am. yàlla xamoon na ne dañ dem ba ay appareil kon yàlla mën na wax ci alxuraan ne suñ ngeen demee ba nangami jamono. waaw ab appareil na am boo xam ne na ngeen ci def nangam. waaye man ci li ma dégg ci benn ci rajo laay wax ku ma mën a dugg na ma wax leneen. subhaanahu wa taala li mu wax ci weer na ngeen ko séentu. waaw su ngeen ko séenee na ngeen woor wala na ngeen wori. su ngeen ko gisul am lu dox seen diggante na ngeen mottali fanweer. séentu la wax daal séentu la wax leneen. waxul ci jumtukaay yi. waaw séentu mën nga séentu say bët mën nga séentu yeneen jumtukaay. waaw xañ na man sama niveau moo toll foofu. waaw ku xamal leen boo beneen bi ci des mu nenu ku la doy. waaw su la ko waxee. léegi beneen bi ci des nag Moussa doy na ma. na la doy loolu beneen affaire la. dëgg la mais en tout cas daal li nga xam moo ci am solo man te ma fa ma départ tan Moussa. maa ngi delluwaat daal ci maandu ji. man de am naa maandu gu toll ci ne saa doo ma joxe loolu da ngaa wor may la yàlla na la yàlla nangul. dëgg la soo ma joxe woon damaa wori may na yàlla na la yàlla nangul. dëgg la beneen bi nga xamee fa la ñuy tënk nag mooy social beeg ndimbal yi. waaw lu ci waaye mën a def rek doyul. parce que réew mi métti na doy na waar. waaw beneen bi ci sunu mbokk yi nga xamante ne am na ci bari ñu ngi jël seen ay produits. denc ko tey ci seen magasin yi di xaar koor gi ñëw ñu profitoo ci. waaw yenn yi dat yi jàll na nga xamante ni mën na ci amee feebar boo xam ne sax du ko dal ci dëgg la après day dem du ko yooyu yëpp nañ ko seet. waaw dëgg la mooy daal damaa am dégg sama benn waaye mas maa jox benn xibaar boo xamante ne bu doy waar ne dafa dem ci benn réew di jëndi marchandise kooku di ko posé question ne ko est-ce que Sénégal ay jullit lañu mu ne ko 95% yi de ay jullit lañu mu ne ko loolu jaaxal na ko. parce que man damaa gis ki jógee France wala ki jógee Angleterre fu mu mën di jógee. su ñëwee marchandise bi muy jënd ci fekkee numéro 10. daf koy bàyyi jël ko yóbbu ko. Sénégal donc mooy ñëw ci usine bii dikk ne la marque bii kat numéro 10 la. mais dama bëgg nga tàppal ma ko defal ma ci numéro 12 ma it ko sama ab. est-ce que. nee na loolu moo ko jaaxal ba xam ay julli la. kon ak njullit. ak julli ak woor ak sëgg ak sëggi. jullit jikko la. nañ fexee rafetal. am na ñoo xamante ne la ñuy liggéey marché yaa ngi xëy di tàkk nit ñi di am ay jafe-jafe. nga yor ay feebar fenn fu ci ne fekk da ngaa lor doomu aadama yokku marchandise bi nañ ko moytu. dëgg la beneen bi nga xamee nañu góorgóorlu def lañu mënul. Malick si Yàlla nag xam naa ne sama jigéen ñi meree nañ ko waaye li wax de mooy dëgg. dama def li nga man wax li nga man waaw du génn doo tëddee nag. jërëjëf wax nañ liñ man lépp nag Moussa. jërëjëf loolu mu wax na imaam yi wax. waaw dégg naa ab xalifa général bu génnoon wax ne. daanelal waaw. wasalaamaaleykum. voilà jërëjëf waaw ñu mën a jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw keneen ci ligne bi 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw doo fay rajo sawet noonu. nga kay Alhaji Moussa Thiam. naam. ñu ngi ziar lu bari. ñu ngi lay dellu ziaram di la tarikalla. di wax jullit fu mu mën a nekk Alioune Fall mi ne mi ngi wax baal leen àq ngir jëme yàlla. waaw baal nañ la baal ñu ngi baal ñépp àq ci lépp lu nu juum. amiin. yéene rek la ñuy waxe waaye dama yaakaar ni Sénégal bu fekkente ni dañoo bëgg a juboo doon benn. ku am lu toll ni Touba am lu toll ni Tivaouane ci biir Sénégal gii ñu am fukki ati yàlla yoo xamante ni réeroowuñ ci weer dëgg-dëgg suñu bëggoon booloo gi
ab bunta nga noonu. xam naa du ma wax ñoo fi ëpp waaye seen taxawaay ci xeeti xam-xam ak ni muy balle. ci jamono sëñ Sidi Muxtaar rahmatullahi alayhi jamono sëñ Abdou Aziz Al Amin. bee fii tey sëñ Muntaxa ak Seydi Aboubacar mii dëgg yàlla bu nu wéetoo suñ jegenaay te wax ngir yàlla te bëgg jàmm. ñaari turuxu yooyu ak ñeneen sax ñeneen waaye dama bëgg koo tënk rek fii daal ab buntu la pour juboo. waaw ndax buntu la maanaam occasion la bu réeréeréer du lu tuuti de. Tuubaa Tiwaawan ànd nañ fukki at di warandoo di wareendoo loola daal buñ ko jëloon boole ko ci consensus bi. te état bi it ji responsabilité am ni muy duggale kàddoom ci aj gi. waaw mu duggal ko ci l'islam bi ci weer wi. yaakaar naa ni buntu la boo xamante ni mën nañoo fexe ba juboo. incha allah rabbi. kon yàlla defal ak juboo ak benn. amiin amiin jërëjëf ndax Sénégal li koy menacé bari na. terroriste mi ngi nii menacé. économique mi ngi nii menacé. Mali gaa ngi nii dendoog ñun saa yu xëyee rek ñu dégg fa musiba. Moussa nga gis ñun maanaam wàllu xëccoo suuf lu ne dina menacé maanaam te ñun juboo rek fi ñu tey moom mooy suñu suuwetaat. wallaay kon yàlla defal na ñu juboo lu bennoo amiin te xool ci ñu dem bar sàq te fa ñu tëdd ñuy fële lu jëm te xamuñu kañ la ak fan la. jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gërëm nañ la sant nañ la sëñ Alioune ñoo ngi koy ñu dégtal ni di daal di continuer waxtaan wi. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 te nag ñuy waxtaanee ci lu am solo nag jëm ci wàccaay ndaxte nag gis nga nit ñi sax ñoo ngi àddu ci li jëm ci wàllu nag lu am solo mooy rawatina lu weesu lii di déggoo ci nu ñuy séentoo weer waaye nag bokk na ci tamit li jëm ci wàllu santé publique bi gis nga ñoo ñuy wax ni nu ñuy dugalee yenn produits yi ak nañ koy commandé ak nañ koy dugalee ak nañ koy jaayee léeg-léeg sax ñu retapé ko mën koo jaayat askan wi yooyee tamit ay jafe-jafe ci li nga xam ne moo dina indi ay problème ci santé publique bi ñu jël asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar El Hadj Moussa. naam El Hadj Fall bu Thiaroye-sur-Mer. waaw ñu ngi lay nuyu El Hadj doyen El Hadj. ñu ngi lay jégalu. merci. maa ngi jégalu dama bëggoon a boo ma mayee rek ma tuuti rek mu gàtt ci histoire bi. mën naa la wax ne ba 1971. waaw. ñaari korité amul Sénégal. parce que ci li ñu fàttaliku. weer wi feeñ na Labbe en Guinée. Niamey au Niger. lu bëree bëri Poreken mooy léegi Nouadhibou. waaw. parce que Aoyof gouverneur général. moo amoon téléphone rouge. sur sëriñ yëpp am ko xalif généraux yëpp. su weer wi feeñee dañ leen di consulter. gouverneur général mooy jël arrêté. ñu décrété korité gi wala koor gi. loolu ban jamono lool. gouverneur général Aoyof. ba 1971 même indépendance bi ñu ñëwee indépendance loolu laay continuer bi ñu ñëwee indépendance. mais ba avant indépendance noonu la doon demee. avant indépendance waaw. waaw bi indépendance bi amee aussi. ministère de l'intérieur mooy jël.
rajo Sénégal def déclaration bi. mais rajo bi dafa daan tijji 6 heures du matin tëj 8 heures. tijji midi tëj 2 heures. tijji 6 heures 5 heures 6 heures tëj 10 heures du soir. samedi la doon dem ba minuit. mais bu ñu toogee ci bëccëg bi bu rajo bi tijjee rek nit ñi xam ne par exemple 8 heures 9 heures 10 heures bu rajo bi tijjee rek ñu xam ne weeri feeñ na. bu 10 heures jotee aussi bu émission yi arrêté wul 10 heures ci guddi nit ñi xam ne rek weer wi feeñ na. nit ñi commencé dañuy teg alxuraan aussi. bu ñu tegee alxuraan ba def annonce bi léegi teg. mais bala ka rajo Sénégal di wax bu dee fii ci Dakar ci Cap-Vert marine française mooy tiré un coup de canon allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. mooy tiré un coup de canon. buñ dee xëdd bu heure salaatu jotee. waaw. armée française mooy tiré coup de canon. bu ndogu jotoo heure française mooy tiré coup de canon. Moustapha Gueye moo fi indi wax ndog jot na ci RTS. waaw. Moustapha Gueye encore en vie. wallaay ndeysaan. bi mu ñëwee Sénégal def émission dimanche. xaw ma leen islam la commencé loolu. bu timisee mooy ayam boobu muy wax. ñaanam boobu. waaw loolu moo ko fi indi loolu yàggul kon. d'accord. alors léegi nag bi indépendance amee bu ñu décider koor wala korité ci li ñu wax parce que loolu wax la te siiw na. c'est vérifiable dañ daan consulter. yaa woon consulter Touba sëñ Fallou mu ngi fi. sëñ Abdou Aziz mu ngi ñun fekke wuñu sëñ Babacar buñ ko fekkee yéen mënuñ ci nettali dara. mais liñ fekk après indépendance 60 jëm 70. booba itam dañuy déglu Guinée déglu Gambie déglu kii. plusieurs fois Sénégal woor nañu wala ñu korité parce que weer yi dafa feeñ Gambie. oui. comme communication yi bariwul. li ma fekk ma dugg ko sëñ Habib moo téléphoné wax ne téléphoné na Tivaouane mais comme Tivaouane balaa ñuy wax RTS à l'époque rajo Sénégal bañ koy communiqué. ñun Thiaroye fii ñu dëkkoon ci quartier Oris yëg nañ ko. bi ci des benn 7 place moo jógee Dakar ñëw taxaw ci juuti bi clients yi wàcc bu oto yi jiitu bu ñëwee clients yi wàcc ñu ne grande mosquée Dakar taal nañu rajo yi léegi wax ne weeri feeñ na. d'accord. parce que rajo ci jàkk à partir de 70 léegi nag solution yi. ci génn léegi lu bool li mu wax. mooy dëgg solution du am. ah oui. mais même ñi wax nañu élargir commission bi. waaw. dañ cee bëgg a bokk. pour ces deux privilèges. ah dafa am privilège. dafa am privilège. mais boobu wax na ko jiite jàkk sax amul woon coow mais léegi dafa am coow. waaw kuñ ma sa fal ilimaan sax nga bañ parce que jot gi nga dul am. waaw léegi dañuy campagne électorale dañ ma fal ilimaan. parce que diine ji aussi dafa am privilège. te li ñu may chance sax mooy sëriñ si ñemewuñ leen parce que kenn ñemewu leen bët. man boo songoon benn affaire fi mu ne buñ ma woowee Tivaouane ne ma bàyyil ma bàyyi. par exemple yow boo songoon ñu woo Touba duñ la woo sax dañ naan sëriñ bi nee na nga bàyyi. waaw loolu mooy chance du Sénégal. loolu nag nañ ko saxal. la ca des nag ñun ñëpp leen di digal. te waruñu leen di digal itam. parce que xalifa général des Tidianes xalifa général des Mourides du Alaaji Fall moo leen di digal wala wax ci rajo bi. il faut que nit ñi nangu ñooñu yilif leen. parce que ñiy wax ne ñoom nañ leen ci boole yu kenn xamul di wax erreur yi. barke dem boo njaay bi coow li amee. waaw ñoom ñëpp ñu ngi toog mais rajo bi bu ñu ñëwee waxuñu ne coow li na arrêté dañ ne nañ wax xalifa nañ wax sëriñ ci ñu woote. te bi sëriñ ci wootee affaire bi daal na. waaw kon ñooñu nañ accepté ne sëriñ si bii niveau lañ ne. waaw. et maintenant ñu jël ko rek référé leen que ñoom te ñu génn ci ñun. waaw ñooñu nag ñoo commission bi
dabal fa seen i représentant. mais jàpp nga ni kon li ñuy wax ci conseil supérieur je sais pas islamique wala tu ko war jot nañu taxawal ko mais avec onction xalifa yi nga te ñoo koy créer seen bopp mu nekk une émanation. ci ñooñu proposé ko état waaw. Moussa amoon na Cheikh Tahirou Doucouré mu ngi dund. c'était le conseil de Senghor sur ça. ouais. Cheikh Tahirou Doucouré mu ngi dund yàlla na ko yàlla gën a dolli fanam. amiin waaw ñun xale la ñu dégg turam ba màggandoog moom ba affaire ba voilà. bu fekk ko fi. yàlla na fanam gën a gudd. très bien Cheikh Tahirou Doucouré mu ngi dund. waaw dañ ko woo laaj ko. waaw. loolu moo amoon. Senghor di décider bu ñu nee ministère de l'intérieur bu ñu nee état mooy décider c'est pas l'état bi jóg rek jël ay décision comme ça. dafa am ay conseil technique am ñu muy consulter. dañ daan consulter kër sëriñ ci par le téléphone rouge. très bien. kër sëriñ ci daawuñu fay courant daawuñu fay ndox daawuñu fay téléphone. am ay ligne direct loolu Abdoulaye Wade moo ko fi dindi 2000. Abdoulaye Wade moo ko fi dindi 2000 je peux bien mes mots. du politique nag. bi mu ñëwee moo ne état mënatu ko mais même dans la période de crise parce que bu crise masaan am. lii am barke démb ci coow lii. su masaan am. mais Serigne Fallou après sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou ñoo ko doon réglé. loolu nag nit ñi daawuñu ko yëg parce que y avait pas la presse. waaw y avait pas la communication comme maintenant. te loolu suñ ko réglé rek mu jeex bi ci des il faut qu'on arrête les types de communication gis nga communication yéen bi ngeen jàng. ak bi Sénégalais yi utilisé bokkul. parce que yéen seen communication bi ngeen jàng intellectuelle bi c'est une communication basée sur la logique. et la cohérence. ñun suñu communication c'est une communication basée sur les faits. dañuy xuloo sëriñ bi ne dem leen jubboo ñu dem jubboo ji. ñun dañuy xuloo ñu ne noonu lañ def justice yéen loolu ngeen def. ñu xuloo kenn ne déet buñ ko nettali. yéen ñu ñëw ci rajo bi ñu ne na transparent. waaw très bien lépp lu transparent nag baaxul day yàqu. jërëjëf daa war transparent ñu ngi lay gërëm ñu mën a jël ci ligne bi waaw. non la transparence. oui monsieur Fall. c'est voir de l'autre côté. à travers un filtre. ouais. waaw la ngay gis c'est pas l'image réelle. waaw. te lépp lu transparent nag yàqu na. mbir dafay confidentiel du secret nag mais dafay confidentiel dafa am lu war a xam. très bien mais man li ma jàpp daal pour résumer mooy affaire bi amoon na. waaw. bi ñu amee indépendance aussi amoon na benn bopp. 1971 nag la commencé yàqu. boobu la rajo yi commencé am ci jàkka yi. bi rajo yi privé yi commencé ñëw nag rajo yi bari aussi coow yi gën a bari. jërëjëf. kuréel bu nekk nag am sa kuréel mais de toute façon nañ jàpp ne tarixa yi ñooy téye Sénégal. jërëjëf. ñooñu. dara du régler Sénégal na ma yàlla baal. jërëjëf ñu ngi lay gërëm sant sëñ bi kon nag ñu mën a jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. tur bi ak fu ñu wee ku baax. lay ziar alaaji. naam kooku. Mohamed Lo. Mohamed Lo bisimilah ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay dolli ziar. di rafetlu waxtaan wi. émission am na solo lool. jërëjëf. ñuy wax ni Sénégal moom xam nga ñu fu bëri dafa bëri ay borom xam-xam. sànq yow yaa ngi wax léegi ni conseil supérieur islamique. loolu bu yàgg la waroon am. suñu toll nii jot na nag ñu taxawal ko. waaw. conseil supérieur digne de ce nom nag laa wax. loo xam ne ay borom xam-xam lañ ko woo. Sénégal nga xam ne jiite ifta ki nga xam ne ma jiite fatwa ci wàllu diine ci Afrique gii ñu nekk nii est-ce que xam nga Sénégal la nekk. Sénégal gii la nekk. macha allah. waaw Sénégal yàlla ay borom xam-xam yu mag la leen kii est-ce que utiliser nañ leen war a utiliser. waaw. loolu problème la. dañuy bàyyi par parloo gi. yàlla daa yónni yonent sallallahu alayhi wa sallam jox ko diine ju leer nañ diine joo xam ne santul neen gis nga lislaam bi ko yàlla di wàccee ko ci benn kër bañ ko ba yonente bi am wàccee ko seen kër sax da koo yóbbu ba ca àll ba mu wàccee ko sax. pour kenn bañu koo moom. kenn ni sama kër la wàcc. ñun suñu Sénégal gi lu mu ndawee lu neex rek la war a ne bu fekkente indi nañ islam teg ko te bàyyi par loolu ñi nga xamante ne jànguñu ne diine ñu génn ci parce que yow mënoo ni man dama jànguma diine ba pare dama bëgg a jiite ñu jàng diine mënta ne yow jàngoo ba pare damay nekk imam force damay jiite commission force
loolu Sénégal rek la am Sénégal rek nga ko ñemee def loolu kenn ñemee ko def beneen réew. te loolu nag jot na tey borom xam-xam yi kilifa diine yi ñu toog waxtaan. ñu toog autour d'une table. waaw waxtaan parce que loolu responsabilité bi ñoom la ko yàlla di wuy laaj. amaana la maanaam amaana la loo xamante ni seen loos la ne. yàlla du ko laaj Moussa Thiam du ko laaj keneen ñoom la ko yàlla di laaj. parce que tey xeet wi nekk benn seen loxo la nekk ñoom. parce que yàlla waxu leen ku nekk ber sa saawa daf leen wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yàlla daf leen wax ñu ànd. mooy ci kiineem bi si yoonam bi. loolu nag dara mënu ko def te waxtaan amul. tey gis nga gi ma la wax noonu moo jiite wàllu fatwa bi nga xamante ni moom mu ngi fii Sénégal. soo demee yeneen réew dañ koy woo di ko laaj ay xalaatam. ñuy jëfandikoo xalaatam boobu di ko doxal. pourquoi pas ñun mënuñu koo def. dañuy bàyyi bu muy di dund comme ni Oustaz Alioune Sall di wax Sénégal dafa neex a dundee. dafa neex a dee bu ko deewee daal moom. yow yaa gën ñëpp. waaye booy dund kenn toppatoo la. est-ce que. loolu du noonu. loolu du noonu. kon nañu war a joyanti ñi nga xam ne ñu. bu baax sax waaw. état li ñuy wax état yoonam nekk état yoonam da cee nekk. waaw à 100%. fii. yow couvre-feu yi état yi bi mu waxee 20 heures bu kenn génn kan moo ñemee génn. déedéet kenn génn. kenn wax loolu état moo ko parce que loolu yàlla ñoom la ko gàll. tey yow benn Moussa Thiam amul kii wala benn man taxaw fii ci mbedd mi ni kenn du fi jaar mais état tey bu noonu lañ toj kër gii dañ koy toj te kenn du wax. état moom am na responsabilité bu rëy. président de la République dafa war a jot responsabilité wax ak ñoom ni leen lii moo gën. ñu xool ni lii moo gën ñu doxal ko. ñaari xadis moo am nañ jël benn bi doxal ko. waaye biir réew bu ndaw boo xam ne ni ku nekk da ngay toog sa toog bëgg daraja ba bëgg a dee bu ko defee daal ni man samay taalibe ñëpp ñu topp la fi loolu du noonu loolu baaxul. yal nañu yàlla may xel boo xamante del nit ñi delloo seen xel. mais ñi nga xamante jànguñu diine ñu génnee leen ci. loolu état moo ko mën a def ñi nga xam ne bu wootee ñett ñi nga xam ne ñooy xëccoo. ñu xool kan moo ci am légitimité. légalité. waaw légalité bi jiitu si mooy nga jàng diine l'islam. waaw. am na bu mooy wax ji parce que waxu diine la. état tamit jël responsabilité bañ ci am parparloo bañ ci am benn kii ragal wala am loo xamante day ragalante ginnaaw. parce que diine Sénégal du diine ragalante ginnaaw moom moo ñu indi problème yi ñuy am yëpp. li arab di wax mu daaxane maanaam ragalante ginnaaw. moo ñu indi jafe-jafe yii ñu am yëpp. très bien diine lu leer naññ la nañ ci tegu. bàyyi daraja yi. xam ni ku fi jóge sa bopp li ngay liggéeyal buñ ko def si téere Moussa Thiam. wóoralu ma keneen sama bopp laay wóoral sunu borom man la koy laaju ko Moussa. absolument jërëjëf sëñ yàlla may dégg topp. jërëjëf sëñ Lo ñu ngi lay gërëm di sant seen rajo ñu jël kii ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. Diop ça va yaa ngi ci jàmm mbaa alhamdulilah. ça va di la nuyu di ñëw yaa Sénégal yëpp. ñoo ngi leen di fay taarikala. di ñaan yàlla weer wi ñuy dugg yàlla may ñu ci dugg. jàmm amiin waay amiin amiin. lépp luñ ci jàmm yàlla nangul ñu ko. amiin amiin yu bari. amiin waay. te di baalu àq Sénégal yëpp di baalu àq ñëpp. ndax di intervenir ci ay rajo moom. waaw ndax doy waar. waaw dafay. des fois nga wax loo xam ne xëy na mën naa toucher nit. waaw noonu la rek nit moom saa su ne rek. liñ ci jublu rek mooy defar rek. bëgg réew mi dëgg ci wax rek yàlla xam na ko. walaay Diop dëgg la walaay yàlla xam na ko. loolu rek mooy tax ñuy sonn wax dëgg yàlla. noonu la da ngeen bëgg seen réew rek. waaw loolu la quoi. ndeysaan. alors que bëggoon na wax ci mbirum affaire weer weeg yooyu quoi ci Sénégal man dama yaakaar ne ak fi ñu toll nii avec les nouvelles technologies daanaka ñun am na loo xam ne war nañ ko mën a dépasser. ndax jamono day dox. oui. ba tax na mën nañ teg kuréel goo xamante ne ay borom xam-xam da ciy nekk ba nga xamante ne affaire weer wi daal. ñu bañ a amati problème mu ñaari koorandoo ñii di woor ñii duñu woor. ay ñaari julli ak ñetti julli loolu war naa mën a dakk Sénégal parce que Sénégal c'est un petit pays. c'est un petit pays boo nga xamante ne wax dëgg yàlla am na loo xam ne mën na fee ñàkk. te comme ni ko waajoo ji waxee dama mës a dégg ci xam naa Ablaye Matar Diop mu ne ci jamonoy colon yi. nee na fu weer yu masaane feeñ ñu julli ñu woor fu masaane feeñ ñu woor yi. Ablaye Matar Diop laa dégg mu di ko wax ci jamonoy colon yi xam naa mooy li waa ji expliqué noonu quoi. parce que c'est le même continent Afrique. le même continent surtout Afrique occidentale wala Afrique de l'Ouest. normalement fu weer yu mën a feeñ war nañu mën a am kuréel goo xamante ne dinañ am information boo xamante ne buñ ne feeñ na ñëpp dañ xam ne feeñ na ñu joxe information. ñu wooree wala ñu waree ndoo. mais nag Sénégal dafa am problème bu ci am. problème bi mooy xam nga Sénégal maanaam li fi xew boo waxee ñu naan
benn bopp rek kenn mënu koo xar ñaar. ci wax la nii rek. ci wax la nii rek mais Sénégal xam nga lu fi xew. ànd raayante tàggoo jëwante moo fi am ñàkk ko wóolante. waaw moo fi nekk. commission bi ay nit bokk na ci bàyyi ay nit bokk na ci bàyyi lan moo ko waral. da ngay gis ñoo xamante ne dañuy nekk ci commission bi seen côté parce que mën nañu wax ne xëy na côté Tidiane Mouride ñoo fi ëpp wala mais bu ñu nañu tenir considération ci yeneen tarixa yi aussi. bu ñu leen minoriser. waay ñëpp ci war a bokk. waaw ñëpp ci war a bokk. bu kenn nañ bu ngeen bokkee ci commission bi bu am na koo xamante ne bu ñu nee seen côté weer yu feeñ ne mais nañ ko jël xam ne ay jullit lañ ñun ñëpp. voilà nañu wóolante. nañu wóolante. mais yow kooku jógee nga bokk ci commission bi. joxe na weer wi feeñ am ci résultat yi ngeen ba jëtali considération mais loolu tamit loolu da yàq ànd. je me rappelle am naa ne boo xamante ne la famille Talla dañoo gis weer bi jox ko waa commission bi te amoon na ci preuve yu leer. mais commission bi nanguñ ci tenir en considération. pourquoi lan moo tax loolu. nañu yemale kër yi yëpp bu ñu fekkee dañoo bëgg a àndal. nañu àndal te yàlla rek a tax ànd ci dëgg bañ a naqante bañ a raayante. am na solo. waaw bu fekkente ne dañ ne ay jullit lañu. te yonent bi moo ñu sant ñu ànd nekk benn sëy. nañu wóolante mais amul benn tarixa nekkuloo décider des autres tarixa. d'accord am na ñoo xam ne loolu ko defee ñu gis seen bopp. d'accord ku nekk ak fi nga jokku am na solo mais suñ doon ñëw ci beneen fànn Diop mooy gis nga léeg-léeg weeru koor gars yi dañuy profiter di ci dugal naka sudul noonu bi mooy maanaam produits périmés yi léeg-léeg nga dégg ñu ne jàpp nañ ci service du commerce département waaw loolu nag léeg-léeg gis ay produits périmés yi duñ koy dugalee am sax ñoo xam ne seen i tàndarma dañ ciy diw am na ku ma envoyé message bi ne ma am na lu ñu koy raxasee tàndarma boo xam ne daanaka yàqu woon na tegaat ko ci marché bi loolu est-ce que du nay problème de santé publique ak yu mel noonu. ah mais Moussa ñun xam nga ñun jullit yi soo waxee ñu ne 95% des musulmans Sénégal mais 95% des musulmans yi lu yàqu ci Sénégal ñun ñoo ko yàq. waaw yéeme na de waaw. ñun ñooy def yu bon yooyu. ñooy xërëm ñooy bokkaale. dëgg la ñooy def yu ñooy détourné. ñun ñoo am problème ñun ñoo am problème ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. te gëm yàlla parce que jullit du ci làmmañ rek. wala jullit du ci mbokk naa tarixa sàngam rek. lu la neex nga def ko déedéet. nañuy gëm yàlla tegu ci siraatal mustaqim di dundee suñu ñàkk di lekk lu lew. exemple yaa ngi fii Omar mu ni ay bi muy wër dëkk bi ba gis kenn koo xamante da doon jaay soow di ko rax. xam nga yooyu sawaay yu ñaaw la te Sénégal yooyu dañ ko def te ñun jullit yi ñu na de ñun jullit yi ñu ci bari ñun ñoo war a xaar suñu bopp te gëm yàlla. tey dundee suñu ñàkk tey lekk la lew. dëgg la loolu mooy wax ji. mais di jël ay bëgg mais loolu da nga ko def ba pare di nga ci am taanu yàlla. te nag àq yooyu nag moo téye suñu réew mi. waaw téye suñu réew mi lu bari. mooy àq rek. dafa bëri àq dëkk bi. waaw àq dafa bari ci réew mi te ñun la. nañu moytu àq baaxul. waaw surtout ñu jiite réew mi nag. maa ngi jégalu Moussa. dëgg la jërëjëf ci fànn woo ñu xaar ñeneen ñi nga xam ni bëgg nañoo bokk ci waxtaan bi si waaw dëgg la dégg nag c'est lu am jafe-jafe mën nañu jaar 33 825 18 30 bi mën boobu jokkoo la waaw day fàtt léeg-léeg ci kaw kon nag ñu jël kenn ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax. sëñ Moussa na ngeen def. waaw Ablaye Ndiaye. ñoo ngi leen di ziar bu baax. waaw seen ligne bi tey metti na moom serveur bi da ngay dugg après mu jékki-jékki arrêté. waaw dëgg la looloo am moom day am pan tuuti ñoo ngi ciy jégalu. waaw jërëjëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baal ak di baal ak auditeurs yëpp. di sigil ndigaale sa xarit. taalibe Adama Ndione. waaw Malick Moussa Farka waajuram wu jigéen daa wàññeeku. waaw dëgg la yaayam daa wàññeeku. waaw ñu koy sigil ndigaale bu baax. waxtu indeeti nga thème bu am solo. su ma ñëwee ci aspect religieux bi. xam nga wàllu séentu koor bawol wax na ko léegi man daal bu yóbboo dama ne kenn ku ne na jàpp lim gëm rek. foofu laa ko wax mais. jubóo gi commission bi jaratu ko. non commission bi sax daf ñu siy may benn appui. dinañ si may benn appui wax dëgg yàlla dinañ si dimbali. dina tax au moins dina am benn groupe boo xam ne dinañ wari kooku moom dinañ si may doole parce que am na ñoo xam ne duñ séentu weer. man ak keneen a si am dafa am fuñ basé. fuñ basé ñooñ bu ñu waxee ne gis nañ wax ko waa commission bi ñu jàllale ko ñu korite bon am na si doole parce que boo xoolee tey wàllu koor ni ko ñëpp di waxee Sénégal dañ doon woorandoo dañ doon worindoo
lii ñun dong biñ moomee suñu bopp la loolu jafe-jafe boobu commencé am. am na koo xam ne dafa am fu wékku. am na ñoo xam ne nee nañ Sénégal rek la ñuy gis weer wori. am na ñoo xam ne buñ gisee si sous région bi comme bu njëkk niñ ko daa defee. te ñooñu wax dëgg yàlla am ku mel ni sëñ Babacar ku mel ni sëñ Fall. jamono yooyu lañ tombé woon nag foo ko gis si sous région bi ñu worandoo ñu worindoo. lii si jamono yii la xew. yàlla mi nga xam ne nag moom mooy def mooy dindi. dal nañu yàlla dimbaliwaat ba mag ñi fa ñu nekkoon ñu delluwaat. amiin amiin waaw ci anam bu ne nag. parce que lii problème bi. commission bi boo xoolee suñu maam Iyane Thiam. yàlla na yërmande yàlla di dott du tegu ci kaw. moom dafa remarqué woon ñun ñëpp li ñu remarqué woon. mu taxaw créer commission bi. su ma jumul bu suraajee bi nekkoon ci seen rajo bi sax. suñu njëkkoon a bokk ci commission bi ci la bokkoon. moom boo xoolee tey 3 prétendants yi am tey moom la. ak ki sant Diène nekk ville yor benn cabinet yuy yëngatu ci wàllu yooyu affaire diine ak ay donnaleeg ay yooyu. ak keneen ki sant Njegen. mais nag nañ sant tamit xale yi jeunes yi nga xam ne dañu bokk ci këri diine yi. waaw xam nga ñuy wax intérieur. mais lan moo leen yóbbu intérieur. dafa am benn association des jeunes religieux. yoo xam ne dañuy aar lu jëm ci wàllu liggéeyu mag ñi. su ma juumul président bi doomu Al Amin la. waaw Serigne Cheikh Sy. ñoom ñoo xool xam ne ñii ñi ngi am tiraillement. ñu dajaloo dem wax ak ñoom. pour ñu dem réunir xam ne ministre de l'intérieur moo yor wàllu diine fii ci Sénégal. ñoom ñoo dox premier pas boobu. moo tax réunion bi doog a mën a ami foofu. mais du ministre de l'intérieur moo jël sa propre volonté. def ko. des jeunes yu bokk ci famille religieuse yi ñoo jël volonté bi pour inviter ñooñu yóbbu leen fa ñu dem def ko. noonu la affaire bi demee. su may gërëm suñu maam Iyane Thiam nag. dama xam ne affaire bi bu mu méttee dëgg-dëgg mu am naqar mu xam ne diine ñun ñëpp dañu war a àndandoo. nekkandoo wenn say. mu amoon xalaat bu rafet boobu. pour créer woon commission bi. mais su ma dikkee tey ci li ngay wax wàllu aspect économique. waaw lu doy waar la. mosoon naa ko wax ci sa émission bi dégg naa léegi nga wax. man loolu dama ci am preuve yu leer. mais ren du am. daaw amul ren amul xam nga lan moo tax. tàndarma daa manqué woon daaw. bokkut ak nga xam ne dafa nekkoon stockage ci biir. waaw. gars yi génne woon ko bëgg ko jaay génne ko raxas ko ba mu set jël diwlin di ko diw muy briller. est-ce que. loolu mënut a am ren. parce que tàndarma daaw amutoon bay des ci marché bi. ah alhamdulilah kon. daaw demoon na ba 16000 francs carton 10 kilos bi da nga ko doon jëndee. à l'instant que je vous parle 7500 lay jar. waaw grossiste yi. waaw alhamdulilah boo demee 7500 lañ lay jaayee 10 kilos bi. 9 kilos bi nga xam ne man en personne daaw jaayee naa ko 12000. actuellement 9250 nga am ko. bonne façon aspect boobu ci wàllu tàndarma moom du am. lenn tamit xam naa ko ci commerce bi. mooy njoogaan dañ koy wax. njoogaan mooy la am na ñu koy def. grossiste bu mag bi day am produit bu yàgg. waaw jaay ko. man ma dem jëndi ko njoogaan. njoogaan ma dem jëndi ko parce que date bi passé na. ma dem jënd ko ma dugg sama roq sëñ Moussa jël anti date bi effacé fépp fuñ date woon. ma date ko. loolu la ñuy wax njoogaan dama ci bàyyi loo xel nit ñi. waaw bu ñu jëlee produit. bu ñuy xool date yi nañ xool date yi bu baax parce que am na yoo xam ne dañ koy anti date. loolu li ma ciy yëngatu moo tax ma xam ko. non dëgg la lu baax la ni ngay def nii kay. gis nga wàllu suukaru koor tamit. man tuddeewuma ko suukaru koor ger laa ko tuddee. ger lan. aada la woon mag ju baax ñi def ko. pour rafetal rataxalante ay digg mag ñi lépp luñ def rek. lu baax lañ ci jublu woon. dëgg la lu mel ni ay kalante. waaw. booba bañi wax ay waxi waaso moo tax ñu doon wax. pël ak joolaa di kalanteeg séeréer ak joolaa ak yooyu. loolu lañ ci jublu woon. ñu jël dikk jël njaay ak jóob ñang ak faal ak jaañ. rafetal lañ ci demoon. dëgg la ndeysaan. suukaru koor ñu dikkaat ñu bëgg di rafetal diggante njëkkeem ak ay goroom ak yooyu. symbolique bi rek moo amoon sens. absolument waaye léegi entreprise yi sax dañ ciy dugg sëñ Moussa. waaw entreprise dañuy bàyyi ba weeru koor ñëw. ñu jël seeni produit seeti ka nga xam ne seeni dossier la plupart fa lay jaar. ñuy jël ay affaire di ko fa ger di ko fa dugal. defaral la pañe yu baax. dikk dem jox la bu tabaski jotee ñu def xaram tabaski dikk jox la. loolu nan lañ ko mën a tuddee. ah doy na waar de. waaw xaw ma ger la xaw ma lan la waaye doy na waar. système boobu moo am. jaaree nañ daal ci rafetalu mag ñi utiliser ko. mais bu dul lore rek baax na parce que dimbalante tamit baax na ci fànn mais nag léeg-léeg nga gis koo xam ni da koy sur le plan social quoi je veux dire ci kër ga soxna soo xam ni daanam day lebi sax mu indil ko coono pour joxe suukaru koor ak yooyu yëpp. parce que day fekk ñaari soxna wala ñetti soxna. ñu bokk benn goro. kenn ki am doole. concurrence di liggéey mi ngi di liggéey am xaalis. dem teral gorom def suukaru
koor Yes. góor rek la mën a doon wallaay dëgg la. nga daal di gis loolu mu jaral la yow tamit nga jéem ko def pour jéem a neexal sa goro est-ce que. loolu nag suñ société bu yàqu la waaw. si société bu yàqu la parce que dañu jàppee nit ñi xaalis te alors que du foofu est-ce que. gis nga jikko bu jógee si nit dara nekkatu jaaroon ko wallaay dëgg la. dara du fa nekk wallaay. bon mag ñi tamit ñoom ñoo war di gën di yaraat nit ñi te xam ne yëg-yëg moo am solo dëgg la wallaay. mais du koom-koom bu booboo bu doon booba la yii yëpp day dañ dëgg la. nit ki lu mu amul du ko def dëgg la. te ndimbale tamit boo koy def da nga koy def ki nga tane waaye fekkoo koo xam ne ku fekk tey par exemple un directeur de société boo xam ne tey mën na yëkkati temps di la may nga yëkkati dem di ko jox suukaru koor loolu nan lañ ko mën a tuddee dëgg la waaw loolu yéeme na si yàlla jërëjëf sëñ Ablaye Ndiaye macha allah kon nag baaxee nañu ci yu bëri kon nag ci waxtaan wi ci loolu nga xam ne daanaka daal moom ci ñu yëngat tamit moo ngi tamit moytuloo nit ñi ci yu bëri nga xam daanaka daal mën na indi jafe-jafe ci li jëm seen wér-gu-yaram 33 825 18 30 asalaamaaleykum allo allo waaw kooku daf ñu rëcc su nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi waaw dëgg la tey serveur bi nag daanaka day indi jiko saaren bi la 33 825 18 30 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Moussa ñu ngi ziar. nu nga lay delloo ziar yëkkatil kàddu gi tuuti waay. Cheikh bi ñu ngi ziar bu baax ñu sax. waaw. ñu ngi tuub tey jégalu bu baax naka tey. ñu ngi sant bu baax taarikala. ñu ngi rafetlu seen waxtaan bu baax a baax a baax. jërëjëf tur bi ak fu ñu woowee. waaw kii de xaar mi sow lañ koy wax. xaar mi sow di woote Ndiour moom. waaw bisimilah. waaw. waaw ci mbirum koor bi rek la ñu waroon a bëggoon a wax suñu xalaat tuuti rek. ci mbirum séntu weer moom. mu doon loo xam ne daanaka suñu julli ñi dañ cee xaajaloo te mu doon noonu loo xam ne gënu. da boo déggee ci suñu sàmbay ni mu la koy leerali ci dafa fi ne nii ci mbirum séntu weer daanaka. kenn ku nekk da ngay xool ku la doy rek. waaw mu wax la. ndax lislaam loolu la wax. la ñaar ñu la doy waxee. nga gëm leen wóolu leen. bu la waxee bu boobaa mën ngaa wori. dëgg la. bu dee woor it mën ngaa woor. waaye ñu dugal ci rajo yi kenn ku nekk di coow di wax ay di taxawal ay commission yoo xam état bi ci dugal loxoom ay nit nekk ci réew yàlla wàcce atteem teg ko ci seen kaw ni na ngeen atte woo lii la lislaam wax. léegi tey ñoom ñu lànk di lu atte woo loolu atteloo addi atte yoo xamante nii doomu aadama comme ñoom ñoo ko bind. mais kon xaajaloo bi nga gis ni état di ci dugal loxoom pour nasaat jël di nasaat na ngeen ko jàngatee. maanaam tey muy dugg ci mbirum commission dugal ci xaalis ba mu war a indi coow tey. loolu lépp mbirum day dugal mbirum seytaane ndax seytaane moom bu jullit booloo rek mu dugg fa ngir am lu mu fa dugal ngir tasaare. loolu nag lu jar a bàyyi xel la. waaw mais foog mu dugal ci xaalis pour fonctionnement waaye tamit ñi ko yor maanaam ñoo war a xool rek nu ñu yoree koppar googu bu. waaye xam nga ñiy xëccoo tey tam. ñaare xam-xam day manqué noonu ndax borom xam-xam dëgg du xëccoo. borom xam-xam dëgg jullit ñi ñoo koy tànn ni kii moo ñu doy. waaw. waaye bis bu ci xëccoo amee rek war naa tee xel. waaw kon bu ñu dégloo suñu kilifa diine yi rek. ndax fi ne boo xoolee Touba dañuy séentu am ñu fa teg. ci waaw noonu faneen ak faneen noonu ñooñu bu ñu leen gëmee. jàpp naa ne daal mbirum coow du am. dëgg la jërëjëf. waaw jàpp naa ne mbirum coow ndax bu fekkente ni yàlla dafa dogal ñoom ñu nekk ñu jël leen teg leen ci suñu kanam. waaw. doy loo leen. ñooñu kon au moins yaakaar dëgg la benn mbir di ko teg ci xeli doomu aadama. ndax ñun lépp ci lislaam lañ ko teg. dëgg la. waaw kon lu ci mën di am nanu rafetale xam ne ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. waaw. te itam suñu lislaam lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo waxoon rek ñu bokk benn jaxasi ngir ñu mën a jëm ci kanam. ndax aw say moom bu nu booloo amu leen du yomb waaye bu kenn ku nekk bu ngay jël sa mbirum bopp daal di jël fee jaar fee ñee jaar fee ñee jaar fee ñaan naan lee ñee naan lee. ah jàpp naa ni day dina xaw a yéeme lool. dëgg la jërëjëf. kon nag dañuy jam rek. jërëjëf. waaw kon mu doon loo xam ne mbirum koor moom. te ci suñu sàmbay waxoon rek kenn ku nekk boo gisee lu la doy. nga woor boo gisee lu la doy. nga woor dañ bàyyi coow li ak kulóori jàpp naa ne mu benn ci yàq yi ngay bëri nemmeeku nag ci yàq ji léeg-léeg ak léeg-léeg waaw. waaw yàq moom. baaxul ndax waa ji ba muy jàpp yoroon ndox mu bari ndox. di jàpp di tuur rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bàyyil yàq. mun ko yàq ba ci ndox mun ko boo nekkoon ca képp géej ga sax di ak di tuur sax. yàq la est-ce que. waaw kon yàq moom. baaxul. rawatina ci lislaam. dëgg la. ndax li ngay yàq
tey am na doomu aadama yu ñu ko yittewoo wallaay wallaay ndeysaan. nga mënoon leen koo jox. am ci yàlla am ci yonent am ci àdduna. ndax li nga amaku ci nga bokk ak doomu aadama lay yokk rek waaye du la xëy. dëgg la. kon di ko def lu bari di ko xëy di ko tuuri wala di ko dugal rek loolu amul benn njariñ. waaw. dañu dégg sa rek di ko gis mu naqarlu ko lool. waaw kon nan la rafetal rek xam ni yàlla moo ñu sàkk ñëpp. dëgg la wallaay wallaay. loolu rek moo am solo. jërëjëf ku baax ñu ngi lay gërëm sant ci intervention bi kon suñu mbokku moomee 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ku baax na nga lay nuyu tur bi ak foo ñu woowee. sëñ Moussa ñu ngi lay ziare maa ngi woowee Dakar. waaw tur bi. tur bi dama koy leb. waaw bisimilah tur bi. waaw damay wax nii rek comme ni ko ñi fi jiitu waxee rek. maanaam mbir mi daal li ko indi mooy njiit yi rek la. njiit yi dañoo tasaaroo. sa ku nekk da ngay xëcc ni yow yaa gën a baax keneen gi. loolu nag bu dee am. compétition rek lay am comme yi muy am ci léegi ci penc mi rek ku nekk ni sama kilifa gi moo gën sa kilifa gële bu ko defee pour jubóo di am dañoo war a nekk benn xam ni l'islam boo ko see nekk julit rek yàq sa morom julit benn ngeen waaw mais nag problème mooy jikko yi yàqu la rek la jikko yi ci boppam mooy yàqu Sénégal damay wax ni comme ni ko waa ji waxee ni ñaari kor yi ak ñetti kor yi te du fi jóg loolu man am naa ci yaakaar baax a baax parce que li ma gis ni pareegul pour deltu ginnaaw kanam la jëm parce que li tax mooy kanam la jëm. même nguur gi lu muy jéem a taxaw nii pour jéem a maanaam joyantiwaat lii di Konakoog bi loolu tamit du ci am ndam yaakaar nga ni. waaw mën naa ci am ndam ci kaw maanaam nit ñi seen jikko yi ñu delluwaat ko xoolaat ko rek. buñ ko xoolaatee xam ni ñoom kat seen jikko yi war nañ ko changé buñ ko changé rek yàlla xam na ni. dinañ teguwaat ci yoon mais tant que loolu amul mu état moom fi mu ne bu demoon sax ne léegi day lii la bëgg a dogal sax nit ñi daan taxaw ne léegi day xeex ñii day xeex bi day xeex saa bu ko defee nag moom du ci ñemee soobu du ci wax leen fi mu ne bu ci waxan benn kàddu rek am ñu jóg fële ci côté bu ne am ku fa jógee nii léegi état bi day xeex lii loolu mooy problème Sénégal dëgg la Sénégal daal li may ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala ñaan yàlla dellu si waat ñu xam ne yàlla mooy yàlla dëgg la dañuy bay yàlla yi bari ñu ñuy indi Sénégal loolu rek indi division bi yàlla yi moo bari Sénégal yàlla dañu woon ñett mu leen tudd ñett waaye ñun bu ñu am ko am na téeméeri yàlla macha allah fii kay moom yàlla yërëm rek yow mi ne yàlla yërëm Moussa asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ku baax ñu xool keneen bu nekkee am na ci asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Moussa Thiam. waaw kooku. Abdou Niang ci gën ginnaaw raay. Abdou bisimilah ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay nuyu di la ziar. dana lay ziar. di kontaan ci émission bi loolu dina ñaanal gudd fan ak wér. jërëjëf loolu ñu ko ñu ñëpp. macha allah bëggoon a participer ci waxtaan bi rek. ay ca bisimilah. waxtaan ci wàllu weer yi ak yi ñuy wax. Sénégal ñun ñëpp benn lañ. dëgg la ndeysaan. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. wallaay. am na kàddu yoo xam ne bu dee jub ku am di nga xam ci am kilifa ak ci amul kilifa. loolu baaxul. ndax yàlla mi ñu sàkk indi ñu fii ci àdduna indi ñu diine islam ñu gëm ko kenn ku ne am nga lu la doy ba lislaam soo ba léegi ngir yi bari nañu lool mais kenn ku ne def am nga la doy kenn ku nekk nag la nga xam ne doy na la jàpp ci te sa morom itam bu ko diingat bu ko wax ne la nga nekk nangam d'accord pourtant nag loolu daanaka du faral di am de waaye nag gis nañ ni fu mu ne nii xam nga nguur gi mu ngi jéem a def tout pour tamit dajale li nga xam ne mooy daal lii di kuréel googu te kuréel googu naam bu nekkee sax diingat gi da cee yàgg waaye est-ce que jotul tamit ñu joyanti ko xool bu nekkee dafa laaj ay koppar ñu jox ko ñu liggéey lépp rek mu nekk dans l'unité ndaxte nag gis nañ ni tamit sur le plan économique ni ñuy defee feet yu bari amaana baaxul ci nguur gi wala baax na ci ñeneen naam sax bu nekkee diine moom dàqul loolu waaye tamit loolu ñu gën ko organiser rek pour ku nekk daal mën cee gis sa bopp. allah kulli xaal am na solo trop nguur gi bu ko organiser baax na waaye ñi koy organiser nañ ko teg rek ci li nga xam ne mooy lislaam li mu wax. dëgg la waaw xam nga alxuraan li mu wax dafa yomb su ngeen gisee ngeen woor su ngeen gisul. ngeen matal fanweer loolu dafa yomb. xam nga dégg naa moo nekk loo xam ne kenn waru cee basé waaw lislaam da ngay folli sa nopp te fal sa bët loolu rek mooy liggéey lislaam Sénégal nag bu weeru feeñee kenn du ne weer feeñu ndax foo dem ci Sénégal di nga fa fekk ay murit fekk fa ay tijaan fekk fa ay laayeen fekk fa lu ne ñun ñëpp di ay jullit bu ñu bokkee seen weer bi bu weeru feeñee Tamba gii ñu nekk Tamba ñëpp a ko gis mbaa bokk lu mu gàtt dina am lu mat fukki nit ñu ko gis waaye ni Sénégal toll am réew nga wane ko ne ñett nit ñoo ko gis weer loolu dafay xaw a tey xel
li am solo moom ñu koy séntu ñëpp di ay jullit dañoo bari. waaw dafa weer feeñee incha allah ñu bëree bëri dañ daañu ko gis. waaw loolu rek mooy kii bi nañu bës xol yi. te waxtaanu yàlla yu bëri amul benn yàlla rek moo am. waaw dëgg la de. ku ne yàlla yu bëri am na rek dafay am sa yàlla yu bopp kon. waaw mais que bu wutal nit ñi ay yàlla yu bëri te yow bàyyi sa bopp. dëgg la waaw loolu baaxul daal. waaw am réew ni ñu ngi wax jégalu waaw dafa juum rek si wax dafa juum si kàddu ñoo ngi jégalu ci fànn waaye nag baax na tamit ñu xaar keneen ci ligne bi ci aspect économique bi tamit ñu wax ci bu baax a baax dëgg la seen tout tamit am na solo waaye tamit léeg-léeg dégg nga ci maanaam sur le plan social société bi nu muy dundee ak coono yu muy teg. salaamaaleykum wa rahmatulah maaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Moussa Thiam. naam. Ibrahima Diop. bisimilah ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Alaaji Moussa. naam. am nañ ci produit laa bëggoon wax. waaw ayca bisimilah. wax sama mbokk Ndiaye nii nag. waaw. ndax Alaaji Moussa. xam nga nga jaaxal. produit yi daanaka weer koor dong seen kër lu tax loolu. waaw man de day gën di bëri daal. waaw ci weer koor ci la gën a bëree. bër yeeg néew yeeg nangam ak nangam boo limee doo fi jóge. te nag pourtant Alaaji Moussa. weeru koor mi la. yaa nga war a lekk ñetti heure ci bis bi. dañu ne benn heure képp ngay lekk. ak ka mën a yomb. waaw Imam Kanté wax na ci lu bëree bëri ba ak ñu ne ñu bëree bëri amoon na solo loolu. pour nit ñi dégg ko. dëgg la. waaye boo mel ne njaayeen fukki jël lépp teg. lépp nga bëgg koo lekk maa li nga kiiwoo lépp nga bëgg koo def ci benn heure. loolu Moussa ànd ak wér sax ah allo. waaw. loolu Moussa ànd ak wér sax. dëgg. commission bi nag état bi da cee bay waaram état bi da cee war a am wàll bu ma sëkk mooy commission yi fi nekk mi ngi bëgg a bari ci réew mi te ñëpp neen dina leen tax a jóg état na leen wax ni leen fexe leen nekk benn fexe leen nekk benn ngeen dajaloo waxtaan seet ku leen neex ngeen jiital ko suñu jiitalee ko état nangu kooka li nekk benn korte ma fa wala benn tabaski wala boo ko magatis doo ko fësal loolu état la. dëgg la. mais nag day fekk état dina ñëw ko moom tamit nag. jërëjëf Moussa. jërëjëf sëñ bi Diop ci loolu waaye tamit ministère de l'intérieur tamit mooy ministre de culture bi ndaxte nag loolu tamit foog mu saytu ko asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. ku baax na nga def. allo. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax. tur bi ak fu ñuy woowee. Jibi Ndiaye Noto bisimilah. oui waaw ma bëggoon wax ci comme programme mu emploi bi nga xam te ñu ngi koy waxtaane waaw. da nga ko ciy boole da nga ko ciy kiyaale rek parce que. waaw ayca bisimilah jafe-jafe la ba tey waaye ba tey mën nañ la may rek waa une minute nga. tant que def nga effort woote. ko ci soumettre kii ko boole ko ci. waaw nekk nañu organiser waxtaan wi. ci hors sujet bi quoi. waaw parce que fu mu ne nii ñu ngi waxtaanee ci yeneen i. wàllu koor bi waaw dégg naa. waaw wàllu koor gi wàccaay yeeg ak li nga xam ne moo jëm ci lu mën a indi problème santé publique ndaxte gis nga bu weesoo lii di séntu ko weer wi naam bu nekkee ay division am na fa divergence waaye nag ci li jëm ci wàllu produit yi nga xam moom la ñuy jëfandikoo tamit beneen jafe-jafe la foofu. si nooto foofu moom dañuy bay bi bari na fa. nooto baykat lañu moom. waaw dëgg la seen pomme de terre baa ngi ci tool yi. waaw mbaa bari na foofu bu baax. bari na lool moom kay commerçant yi la ñuy xaar ñu ñëw jënd si ko. jox ko askan wi quoi. waaw loolu kay dal na xel. mbaa du koor gi du tax gaa yi yokk prix yeeg njëg yeeg yooyu. non duñ ko yokk waaw. xanaa commerçant yi kay waaye baykat yi moom mënuñoo yokk. dañuy wax kay luñ ko jëndee ñu jëm ko yombalal askan wi moom askan wi dañ cay jot. dëgg la. loolu moom ñu ngi koy ñaan commerçant yi. c'est très bien mbaa ndaw yi ngi góorgóorlu ci mbay mi bu baax. ndax yaa ngi doon wax ci wàllu liggéey bi. tubaarkàlla ku leen dimbal ñu dem fi ñu nootoo moom. bu dee création d'emploi moom. waaw. ku ñëw xool li ñuy investir seen bopp. dëgg la doon ñu leen ci. loolu donc moom la ñuy ñaan. foofu ndox mi doy na bu baax. boo ci tool yi ñoom investissement yi ci nekk yëpp ñoom ñoo ko defal seen bopp. très bien foofu maanaam suuf si daa nangu ndox mi bari na wala. waaw ndox mi futi moom xaw naa manqué. ndoxum mbay mi am na ñoo xam te ni man dañoo am ndox. am na ñoo xam te ni bon dañuy gas ay forage. waaw amuñu moyen yooyu. léegi nag bu fekkoon ni mën nañoo leen a gasal ay forage. defal leen ay compteur sax dina am ñoo xam te ni dinañ gën a góorgóorlu ci ndox ci mbay mi très bien. waaw daanaka moom ñun bay rek lañ xam daanaka fii. exode rural moom. ñun xamuñu ko. xam na ko génnuñu fenn ñëpp a ngi fi.
kon lujum bu bari fa lay jógee. léegi bu bëri fi lay jógee. marché bi macha allah. waaw marché bi. waaw marché bi kay boo ko gisee waaw. marché bi jërëjëf c'est international. Mali Gambie ñëpp dañuy ñëw. ah macha allah kon jërëjëf ko foofu lañ caa gën a taxaw incha allah di si def waxtaan incha allah ku baax jërëjëf ci intervention boobu waaw ba tey rek ci mbay mi ak gone yi. waaw dëgg la léegi nag nga ne xale yi dañu bay ñu ne la waaye man ak bay waaw loolu lépp te gis nga daanaka daal loolee di lu muy jur ci koom gis nga nag ñii lañ ci wax lu am solo la ñu ñëwaat ci waxtaan bi tey asalaamaaleykum. waaleykum salaam tonton Moussa Thiam. naam. la Jijak. waaw Jijak na nga def. ñu leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar. man de ñëwee maa wax ci affaire commission beeg weer bi. man ci borom lekk yi ñuy jaay ci mbedd bi. mooy sama problème waaw bisimilah. produits alimentaires yi ñuy jaay. man li ñuy toujours muy gën a bari te man li ma ci jaaxal. waaw avant événement yi di am boo demee Petersen da ngay gis ñu jàng ko foofu ko fa jaay. ñuy jël ko teg ko ci ay chariot di nga ci marché yi di ko jaay yor seen rajo di ko publier. waaw. mais tamit loolu duñu toog ba tey ñu ngay doog a wax. loolu yàgg na fi am. yàgg na fi am kay. man loolu rek mooy sama problème mais affaire commission weer ak yooyu moom xanaa ñu déglu daal. d'accord tey séntu. yàlla nañu war a doon ñëpp ci barke bi ñu am. amiin salaam jërëjëf sëñ El Hadj Moussa yàlla barkeel. amiin jërëjëf sëñ ji jàkk ñu ngi lay nuyu gërëm nañu la sant nañ la ci woote wi 33 825 18 30 nag dama am jafe-jafe si serveur bi moo tax xam naa nag waaw ñu ngi jéggalu ci ñu bari waaw ñu ngi woo si suuf di ñu ko signalé waaye nag teewut léeg-léeg affaire machine la léeg-léeg mu xaw a maanaam doy di tuuti waaw kon nag ba tey rek teewut ñu am na ñàkku beneen ligne boo xam ne nit ñi mën nañ fi jaar muy 33 825 18 30 asalaamaaleykum. allo waaw ku baax na nga def. allo. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa Thiam. waaw kooku. monsieur Sow maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm. nga koy ñoo leen koy delloo Sow. naka njaboot gi. ñoo ngi sant yàlla taala kàlla Sow. alhamdulilah ñu ngi leen di sant bu baax a baax. parce que yéen participer ci développement réew mi quoi. jërëjëf. ci aspect yëpp nag. na yàlla fay leen yokk xéwal yi. amiin amiin amiin. Moussa. li ngeen doon waxtaanee tey am na solo lool. waaye xam nga jullit ñi yàlla moo gën a bëgg ñu benn. mais Sénégal dafa nekk benn particularité boo xam ne bii dafa xaw a jafe tuuti. parce que diine moom mooy diine. dafa am nag Sénégal dañuy boole lu bokkul. diine ak tarixa du ñu benn. tarixa dafa fekk ci diine waaye diine mooy fondement bi. te diine dafa am ay texte. te ñëpp xam nañ ko. jàpp naa ne bu ñu buggee jubóo bi dina yomb. parce que tarixa ndollantale ci diine mais du mooy diine. diine nag mooy li nga xam ne moo jóge ci yàlla te man li ma jaaxal mooy Sénégal ci li nga xam ne mooy fondamentaux yi nga xam ne mooy principe bu diine yi ci la ñuy wute mais yi nga xam ne par exemple jàpp nañ ne boo demee ci diine sax doo fekk normalement mu am fa cëslaay duñ ci wute li nga xam ne nag moom dafa am cëslaay ci diine ci la ñuy wute ma jàpp ne loolu am na lu ko waral te loolu war nañ ko xool Imam Kanté wax na ne dañu war a amal benn conseil supérieur islamique mais kilifa diine yi fi nekk di woote woo diine ñoom ñoo war a jooyal diine li koy naqari mais c'est-à-dire bu fekkee ni ku nekk kër gu nekk da nga jàpp ne yow yaa war a nekk boobu ba day jafe diine wax naa la maa ngi koy répété encore bugg na nga jàpp ko diine ak tarixa du ñu benn diine la tarixa la absolument loolu kay gën wax bi Moussa xam nañ ko nañu wax dëgg ngir yàlla diine ak tarixa bokkuñu tarixa benn mbir la boo xam dafa ñëw di mottali diine mais du diine diine moom mooy li nga xam ne inna diina inda allahi al islam diine mooy l'islam bi jóge fa yàlla absolument da nga wax te dafa leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng leen lépp lu aju si diine kon ñun bu ñuy wuute rek dañuy wuute teguñu ko ci diine bu ñu ko tegee ci diine duñ ci wuute parce que dafa leer ay principe yu leer la mais lu nga gis nag mooy di état dugal ci loxoom est-ce que jàpp nga ni ma ne état lu mu ci bon c'est vrai ministère de l'intérieur état bi dafa mel ni loolu moo ko arrangé parce que état bëggul ay nit ñoo ànd bëggul julli di ànd déet waay non si parce que bu état dafa am loo xam ne état moo koy réglé dëgg lu ma wax la laajal jàngkat yëpp yàlla dafa wax ne dina réglé ci diine ci adduna bi loo xam ne alxuraan mën na ko réglé état nguur mën na réglé ci diine loo xam ne alxuraan mën na ko réglé xam nga loolu la lay tekki Moussa
li muy tekki mooy ñoom la yàlla jox doole. suñu xëyee ne tey la korité bi fi tubaab bi nekkee lii amutoon. bi fi gouverneur général nekkee lii amutoon. c'est-à-dire dañu war a delloo si xel yi ñu nangu ànd ngir jëmmi yàlla. yàlla daf nañu wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. mooy leen yéen ñëpp ci buumu yàlla gi te bu leen teqalikoo. te xoolal li ñuy indil ci ay perte. ñii julli tey ñii julli suba ñii julli ginnaaw man qu'est-ce que ça veut dire ça. dafa am loolu sax suñu noon ñi nga xam ne bokk na ak ñoom diine dañ ñuy rey loolu nag dañ ko war a lijjanti dañ ko war a régler. rafetul quoi. Et sur le plan économique gis nga ni waaw même sanitaire gis nañ ni période bi da ngay gis gars yi dañuy maanaam di jàllale ay produits yoo xam ne daanaka mën na indi jeexital gu mucc ay. waaw loolu nag man dama ko yàgg di laajte am na ñaar yoo xam ne ba léegi dama koy laaj Sénégal ndax ñu am nañ fi. benn bi mooy police de mœurs ñaareel bi mooy service d'hygiène. waaw damay laajte ndax am nañ Sénégal quoi sincèrement ça je te le dis. est-ce que xam nga li may wax Moussa su may waxee bu baax. am na ñaar yoo xam ne dama koy laajte et c'est pas la première fois ma la koy laaj. ndax Sénégal am na police de mœurs ndax Sénégal am na service d'hygiène parce que loolu liggéey service d'hygiène j'espère. ouais. est-ce que ça. ouais. am na yoo xam ne bu ñu ci taxawoon yaakaar naa ne bu ñu ci taxawee ni ñu ci war a taxawee loolu nit ñi duñ fa àgg. te dama gis ni Moussa. population Sénégal bi. waaw ñu ngi koy seetaan mais ñu baal ma nag maa ngi koy tàmbali. war nañu yaraat suñu bopp sincèrement. très bien maa ngi jégalu nag bu baax di leen sant di leen gërëm. jërëjëf sëñ Sow ci intervention boobu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 33 825 18 30 salaamaaleykum. tur bi ak fi ñu woowee. Malle Kébé. nga Kébé. Malle waaw sëñ Malle. waaw. bisimilah. di nga problème adduna bi yoo xam ne lan la. ñàkk a dund alquran. di nga weeru koor xam nga lu muy teg. dund koori aan. mooy dund Quran la alquran. di nga ko 7 la. ri 2 la. les 27 lois de Dieu mooy leelatul xadri. boobu ay loi de comportement la. boobu waa tant que dunduñu ko. billah wala toujours dana ka bo xoolal li nga amul benn jaam yàlla bu wekku ci at wala ci weer wala ci heure. mais jaam yàlla mooy bàyyi lu bon delloon sa bopp ci yàlla mooy jaam yàlla. dëgg la. yow ñu ne wala mais kooku ça dépend de toi de ta disposition personnelle. heure boo ko bëggee rek def ko mais c'est mieux pour toi boo dee damay xaar bi suba wala ginnaaw suba boo dee diggante bi. nga yóbbaale bàkkaar. am dina c'est l'histoire qui se répète yonte yàlla Ibrahima. jamono nii la woon ay weer yu bare ko yàlla yu bare. alors que Dieu est un et universel sa religion aussi une la et universelle. sëñ bi waaw non fii nag moom buñ dugg sax parce que fii benn yàlla moo fi nekk absolument d'accord. benn yàlla nit ñi loolu lañ bañ dëgg mais c'est la vérité benn yàlla moo am donc àdduna bu ñu nemante ba mu am diine juif chrétien musulman. y a problème ou kenn si ñoom moo am dëgg wala ñun ñëpp dañu juum mais effectivement. mais dañuy wax léeg-léeg sëñ bi dañuy wax léeg-léeg diversité. dañuy wax léeg-léeg diversité richesse la naam bu nekkee sax yoon yi bari na ku nekk ak sa yoon ndaxte nag noonu la tëddee mais nan la ñu war a def ba mën a am consensus ci diversité boobu. waaw loolu la ñu wax Ramadan. waaw dina Ramadan c'est le mot le Ramadan c'est wolof. mooy secourir. daan c'est 2-1 wala nga ne 1-2. 2 c'est français. mais le 1 là c'est en anglais one daan mooy diine mooy Ibra. di nga sa Ibra la loolu la alquran di wax instant viendra il sera un signe explicite mais yàlla waxoon na ko nee na instant dina ñëw pour leeral ni seen diine mooy jamono bi ñu toll nii il faut que instant boobu nag moom la catholique di xaar mais moom la musulman aussi di xaar dina maa diw c'est-à-dire man maay instant kenn du ko xam. yal na la yàlla jàppale. jërëjëf sëñ bi ci intervention boobu ci sëñ Malle waaw moom ci nu mu jàngatee mbir bi ci loolu. 33 825 18 30 su nekk am na kenn ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal tey si émission lu ci xam ñuy waxtaanee ci dégg nga ci wàllu wàccaay yi dëgg la bokk na ci coow yi pour ñu déggoon jëmale ko ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu li nga xam ni nag waaw si weer wi waaye tamit bokkut tamit ci li nga xam moo jëm ci wàllu économiquement ak sur le plan même sanitaire léeg-léeg daal jafe-jafe day gën di bëri ci weeru koor gi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum
allo. waaw ku baax na nga def. waaw. naam. nga xam daal mooy. waaw sëñ Sarr dégg-dégg bi leerul bu baax a baax kon ñu bàyyi ko rek mu woote waat bu nekkee jàppandi na 33 825 18 30 kon nag ñu xaar rek ñaar ba ñett bu li ñuy waxtaanee si li nga xam ne moo jëm ci fànn woowu 33 825 18 30 di gërëm ñëpp ñi nga xam ne waaw kon am na moo ngi ñëwaat si ligne bi asalaamaaleykum. baal ma de El Hadj Moussa ma ni ma dellu si. déet ñoo ngi jégalu nag tey nag moom xam nga jaaruñu sax ci serveur bi waaw kon nag ñoo ngi jégalu ci fànn woowu ñu mën a jël keneen ci ligne bi ci fànn woowu ndaxte nag asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sala Moussa. naam. Thiam ñu ngi ziar baax de. jël nañu ziar ku baax. kii de Lomfor la ci kaw la. Lomfor ban tur lay wuyoo. ban tur lay wuyoo Lomfor. déggu ma. ma ne Lomfor ban tur lay wuyoo. waaw xaaral kon Serigne Lom ah. waaw sëñ Lom bisimilah ñu ngi lay fay. allo. ñu ngi lay dégg sëñ Lom. waaw maa ngi ci Sud FM laa bëgg a dugg daal. waaw yaa ngi Sud FM kay dina ñëw bu déglu rajo bi déglu kon kii bi rek. waaw ajja kon baax na incha allah. waaw. waaw kay El Hadj Moussa ñu ngi lay ziar baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax sëñ Lom. waaw Lomfor ci kaw la. waaw jërëjëf sëñ Lom. la ñaan jàmm ak xaalis bare bare. amiin waay. di ñaan suñu borom boole ñu ko defal Moussa. amiin. léegi Moussa. waaw. li ma bëgg a wax mooy yow ñaata at nga def ci rajo bi du xam nga ko. waaw. kon am nga expérience rajo defe naa. waaw. ñun Sénégal da ngay gis koo xam ne 30 ans wala 40 ans day fekk koor ak korité doo am expérience koor saa bu dikkee mu am problème. waaw. doo am expérience événement quoi na nit lu mu def dund ko ñaari at war na ci am expérience. dëgg la lu wóor. mais ñun chaque année ñu vivre situation yooyu du ñu am problème am. di gën a am problème. Moussa gis nga bu ñu waxante dëgg xam nga lu ñu sonal. diina ji muy l'islam ñi ko bokk ñi ko moomoon dem nañ. nekkatuñ fi ñi ko bokk ñoo fi des. waaw lii mooy li ñu sonal. mag ñi moomoon diina l'islam daan ko taxawu di ko xeexal. mag ñooñu dem nañ bu ñu laaloon yónti mbaa ñu laal l'islam mu naqari leen trop ba ñëpp yëg ko. léegi nag ñi ko bokk ñoo fi des. ñu ko bokk nag foog mu demee nii. waaye damay ñaan li laay wër suñu yàlla suñu kilifa diina yi. ñu yëg ne liy am ci màggal Touba yëpp ci defuñ ci weeru tubaab ñaata màggal fa dem at mi. ziara général mi ngi am Tiwaawoon te xëccoowuñ ko. xam nañ ne wan weer lañ koy def. bu ñu xaaral ba Tabaski Korité bëgg a jël wala Tabaski. ñeneen di leen influencé ci weer wi ci commission sàngam yooyu ay détails yu ndaw ndawaan yoo xam ne Moussa daf ñu tardel bu ñu nangu kenn di yeb l'islam jaar ko ci séntu weer ak yooyu. dëgg la. parce que Serigne Touba neewoon na bi ma fi jógee naa ne bàyyi coowal weer. waaye boobaa na ngeen folli seen nopp fal seen i bët. na ngeen taafeer baafan weer kon xamoon na ne coowal weer dina ñëw. dëgg la ndeysaan. kon dañu dem ba toll jamono boo xam ne coowal weer dafa ñu bëgg a ëpp doole. dëgg la te waxtu wi rek lay ñëw. dëgg la li ci des nag moo ci wàllu produit yooyu nga wax noonu. damaa gis ne Moussa ñun bu koor jotee. galaas sax dañ koy yokk. ganaar te ñun julli di ñoo yokk galaas. wallaay ndeysaan galaas. da ngay gis ne tàndarma dañ koy yokk ñun julli ñoo koy yokk. dëgg la. heure wàcc bu jotee nga bëgg a ñibbi transport bëgg a seer lool ñun julli ñoo yokk transport bi njëkkante oto yi oto boo laal mën a jëmu bërëb sàngam parce que dafa bëgg gëjël ko course moon laa yóbbu kon ñun ñoo yokk yooyu wallaay Moussa damaa gis na ñun bu Tabaski jotee ñun ñoo yokk pomme de terre ñu yokk soble wallaay dëgg la Moussa yokk yooyu ñooñu fan la ñuy yóbbu bañ yokk ba léegi lan lañ ci gajee te chaque année bu Tabaski jàllee wala Korité jàll nga ne amoon naa nangam waaye bu déwénee dootoo ko amaat dëgg la dëgg la xoolal lañ dund daaw ci événement bi ci koor gi ñu nekk nii 13 heures Kaolack ñëpp dañuy wàcc jóge ci marché dox distance bu sore ndeysaan war a ñibbi ndax couvre-feu bi ak état d'urgence timis nga góor ndogg ba pare doo ñemee génn sa buntu kër pour doxoon ndog lu rees dëgg la nga am problème sérieux di dund loolu wallaay te pourtant kon situation bu dee traversé na la kon war ñu ci am expérience nag dëgg la waaye ñun ba bu dikkee rek dañu mel ni dañoo nekkaat ci dal baa bu bees mbind mu tooy wallaay dëgg la misaal loolu dañ ci war a xalaat gis nga état bi ñu war a organiser commission bi ak yooyu état bi moo ci moom dafa jubóowut ak boppam bay bëgg a jubóole kilifa diine yi non moom jubóowut parce que tey bu président waxee li tey ministre am di xëy wax lee te ñooy bokk lenn lañu war a wax te dañ ko ci wax ji du correspondre dëgg la day am waroo dëgg la la preuve que ma jox la benn anecdote rek ci histoire yi fi amoon ci réew mi waaw président nee na comprendre na ne jeunesse bi li ñuy wax comme jeunesse bi la ñoom la comprendre dëgg la léegi bi mu waxee loolu pare ministre de l'intérieur mu génn mu ne ay terroristes ñoo doon kii est-ce que ñoom ñoo bokk lu ñu wax déedéet ministre de la justice mu ne ay mbër yoo xam ne dañoo bëréewul est-ce que ba tey wax ci correspond na dëgg la dëgg la ministre des affaires étrangères mu ne ay force culte la dëgg la kan moo ci wax dëgg ci ñoom ñooñu yéeme na te même gouvernement mooy wax jërëjëf kon waaw loolu daal laa bëggoon a tënk rek ci wax de rek am na solo nañ ñu dimbale ngir yàlla ba jullit yàlla yi ñu ñaan li Touba ci kanam am ñu fexe ba mu nekk ba cible bi nekk Sénégal ci kanam waaw au lieu que conseil supérieur de la magistrature dafa Touba bi trop na nekk Sénégal ci kanam dëgg la
baat bi ni maa ngi ko ñaan sëñ Mountakha Bassirou yàlla na yàlla yokk wér ak xalifa général Tivaouane jërëjëf xalifa yi nekk yëpp ñu fexe ba mu tudd sur Sénégal ci kanam nag dëgg la waaw man bu ma gisee oto boo xam ne oto Sénégal ci kanam la man la ma sama addiye def ci samay ab jullit dëgg la bu ko defee dana jëriñ kilifa diine yëpp état dootu leen tënkati wallaay dëgg la parce que som bi muy comp di ko yóbbu ci yenn kër yi mi ngi commencé yàq deru kër yi dëgg la waaw waaye bu ma leera ne oto Sénégal ci kanam bii di ñu marqué nii Moussa solution laa joxe de waaw oto bii di dem ni Sénégal ci kanam la tudd waa diine ko moom man lamb sama addi di fi weer wu dee loolu ñu koy dugal ci kër yi diine yi muy dimbali diine yi dimbali jàkk yi jumaa yi ak daara yi dëgg la jërëjëf daaw bu heure añ doo gis taaliba bu yelwaan añ ci weeru koor dëgg la timis jot couvre-feu taaliba génn fu muy añee te dund nañ ko ba mu jeex dañoo yor diine yi sëñ Moussa waaw yàlla nañu yàlla jubal may ñu ji di jub jërëjëf sëñ Loum sëñ Loum waaw kon nag ca ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam Alaaji Moussa Thiam heure bi rek lay dugg fii di perturbé moom waaw kay Alaaji Moussa waaw ñoo ngi lay nuyu kan mooy dugg foofu di la perturbé Alaaji Malick Ndiaye daf maa bëgg Alaaji Malick Alaaji Malick nag moom xam nga moom sport dañ koy dund moo tax ñu ne woon ko wax dara dëgg la waaw Moussa ñu ngi lay nuyu di nuyu waale Alaaji Malick moomu waaw di nuyu mon ami mon frère Alaaji Baye Omar di baal waat ñëpp ak tey baal ñëpp ak tey nuyu mon ami mon frère Alaaji Bawol ak Lamp ak sa waajoo ju génn léegi mooy l'homme fort ca Kaolack sëñ Loum waaw waaw li mu wax am na solo nee na da koy rappelé Cheikh Ahmed Bamba daan na ko wax maa ngi dem bàyyi leen ak seen weeru koor mais manees na ko éviter fii xam nga Moussa yow thème bii nga teg fii ci rajo bi Sénégal fii rek lan war a tegee thème weeru koor commission bi est-ce que xam nga commission bi fii lañ ko sosee ci Sud FM waaw dégg naa ko de ñu koy wax man maa la ma nga nettali histoire bi c'était en 98 boobu oustaz Boussra Dieye moo nekk fii di wax ci rajo bi dëgg la wax na ma ko boobu doon étudiant jàng ba jógee Maroc ñëw fi coow li marocain yi coow li am Sénégal naqari la woon trop Boussra dellu Maroc ñu ne ko lu tax Sénégal doon un petit pays y a moins de tarixa parce que soo xooloon Maroc y a plus de 40 tarixa Maroc te coow weer yi ay ñaari koor te ñaari koor amu fa waaw Tunisie y a plus de 200 tarixa amul coow korité ak coow koor ak tabaski bu saa ñëw fii ci seen rajo bi Sud FM véhiculé message boobu ne dañ war a créer benn commission mu ànd ci ki dem si yàlla Iyane Thiam ñu ciy dox di ci dox wërtal kilifa diini yëpp bi ñu demee ba daanaka pare sax la ci tey soose soo ko bokk ñu tënk ko suñ ko tënk ko ñu jiitee Iyane Thiam Bouchra Dieye topp ci doon le secrétaire permanent Moustapha Cissé topp ci ñoom ñaar wàcc liggéey bu fekkee bëgguñu woon problème jafe-jafe ba ñu am ci réew mi dans les normes Bouchra Dieye moo waroon a tey commission bi ndax kayit yi turam moo ci nekk ak Iyane Thiam ak Moustapha Cissé su ñi ci topp nag Moussa Thiam tem di ci wax di waxaat ba toll fii ñoom nan wax lan moo la su ci ginnaaw ak lan ci bëgg Sénégal diine ji dundaluñ ko dañuy dugg ci diine ci pour di dundee diine ji mais dundaluñ ko ndax fii laa gisee réew mi dem na ba léegi des na tuuti sëriñ si ñoom ñooy ëpp taalibe yi maa la wax loolu fii ñu toll oustaz yi ni mu toll kenn xamul nan la toll jàkk yi ñoom ñoo ëpp daara yi te pourtant daara yi mooy fondamental mooy fondement bi moo waroon a ëpp doole ndax fa ñëpp fa la ni defaroo kon borom xam-xam ñi yor xam-xam te yàlla ñooñu la waxal ak ñi am xel boo ne ñi am xel moo ñi am xam-xam bu leen jiitalu moo toujours jafe-jafe di am ci réew mi kon buñ bëggee ay ñaari koor di fi jógee ñaari korité jóge fi ñaari tabaski ak ay jafe-jafe yu mel noonu wax naa ko bis ni ki tey laa ko waxoon fii ci Sud FM samedi bi passé au niveau du bu fekkee président mënul créer ministère des affaires religieuses na créer au niveau du ministère de l'intérieur dafa créer benn département boo xamante ni dafay tëral une commission chargée uniquement des affaires religieuses où il y aura toutes les composantes de la religion que ça soit musulmane ou chrétienne ku nekk am fa sa représentant tarixa mu nekk am sa représentant ñu toog di waxtaan di xàccandoo di dóorandoo ñu xool diine ji fan lañ ko jëmee ñu def faire de telle sorte que Sénégal benn koor fii am benn korité benn tabaski fii am ñu bañ ko yemale foofu mën na noo dem ba commission ba Moussa Thiam ay y a certaines lois ba la ñu ko wotati sax ci dëkk bi ñoom mën nañ ko saytu est-ce que loi yooyu dëkkoo na ak réalité dëkk bi ndax réew it
toujours pour mu avancer il faut ñu tëgg fa ay lois yoo xam ne dafa mën a méngoo ak réalité dëkk bi parce que on a constaté au Sénégal il y a beaucoup de lois qui ont été votées mais boo seetlee c'est certaines lois qui défient pratiquement la religion te neexul waa kër kilifa diine yi kon loolu na maa ngi wax le ministre de l'intérieur ak président nan xalaat ci commission mo ñoo xam nu koy tuddee mën nañ ko tuddee au conseil de la religion comme ni ñu defee au conseil dialogue national wala au conseil des collectivités territoriales au conseil des collectivités territoriales lu tax ñu dajale ko pour ñuy waxtaan ci affaire territoire national yi collectivités locales yi lu tax ñu def au conseil national la xawma dialogue pour ñuy dialogue ci réew mi pourquoi pas waruñu ko mën a def buñ ko defee tey defar wutal leen ay moyens te nag bañ a fàtte les astronautes dégg nga astronaute bi lu wax mooy xawma Maram Kayre nee na leen weer wi weer wi mardi lañ ko mën a gis te dana ne fàng boo ko gisee da ngay teg ne weeru ñaari fan la te bu boobaa benn fan 17 heures lay am mu doon ci surface visibilité de 2,72 kon astronautes yi mu kenn fii jamono toll kenn mënatu dem ni astronautes yi boobaa dañuy bokk tey ci commission bi absolument oui ñoom bu Sadio ñëw ñeneen ñoom ñi ci bëgg a bokk moom waa Touba yónnee seen délégation seen représentant ci waa woon ñëpp ibaadu yeeg yëpp ñu xàccandoo dóorandoo ba ni Maroc di def am benn korité am benn tabaski am benn koor mën nañ ko am ndax diin Maroc Tunisie ak dëkk yu bëri ñooñu ëpp ay tarixa téeméeri junni yoon te jafe-jafe amul te benn wa Gambie gi sax amul ñaari koor amul ñaari korité sérieusement sur le plan économique nag waaw sur le plan économique loolu loi moo koy saytu comme am na loi boo xam ne dafa tëgg ne amul benn produit boo xam war na dugg ci réew mi mu doon produit périmé moom mooy saytu maanaam tous les produits alimentaires kon bu loolu moom état moo war a saytu loolu may ñaan askanu Sénégal it nan ku nekk na xool sa digganteeg yàlla xool sa digganteeg sa borom ak sa traay bàmmeel nan bàyyi produit périmé yi ñuy jox doomu aadama yi nan dimbali doomu aadama yi bu ne dara dafa manqué ñu yokk bu kenn yokk dara buñ yokk suukar si buñ yokk ceeb bi buñ yokk diwlin bi buñ yokk tàndarma buñ yokk dara ba pare boole ci dañ ne weeru promotion koo tane nit koo mën a dimbali ko te yàlla tax waaw nan jàppalante fi sabilillah waaw loolu la charia woote wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan suñ ko deful rek ak noonoog bàkkaar moo indi te réew mi noonoog bàkkaar yu bëri moo indi dégg nga maam seytaane gu bëri gi moo indi naafeq gu bëri gi fii ci réew mi ak parce que ku nekk sa intérêt crypto personnel ngay défendre alors bu ñu defee loolu Moussa Thiam réew mi du dem kon fii di Sud FM lan war a waxtaanee commission bi fii lañ ko war a régler ndax fii lañ ko sosee fii la esprit bi jógee ñu ko tëggi ñaar ñi wàcc nañ liggéey kenn kaa ngi dund nañ ko jiital mu seet ñi muy àndal ñu liggéey bi Sénégal jëm kanam jërëjëf Moussa jërëjëf kon nag waaw débat bi kon fii la war a ñëw asalaamaaleykum waaw ñoo ngi jégalu de am na ko xam ni dama ko teew léegi nii ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam Moussa Thiam. naam ñu may la Moussa Cissé. waaw sëñ Moussa Cissé bisimilah. waaw Moussa Thiam man damay wax ne est-ce que jullit yëpp mënuñu ànd. di déglu Makka. parce que Makka mooy ndeyu diina képp ku nit kuy julli Makka ngay jublu foo mën a ne ci àdduna da ngay tourné jublu Makka. te ñun suñu diggante ak Makka ñetti waxtu rek la de. ñoo bokk bis boo demee tey Makka samedi la fa. kon doon na noppal jullit yi quoi que tey information bi dafay demee nu mu gën a yombee lépp lu xew Makka mën naa feeñ fii tey ci téléphone yeeg rajo yeeg télévision yeeg yëpp mën nañ koy xam àdduna bi yëpp mën nañ 1,5 milliard de musulmans moo am ci àdduna bi. très bien alors musulman yooyu boo ko seetee tey bu ñu ne weeru feeñ na. li ci ñàkkaay julli wala ñuy ñàkkaa woor. matuñu 100 millions. 1,5 milliard de musulmans dans le monde bu la neexee Moussa nga contrôlé ko. bu màkk ne weer feeñ na ñi ci ñàkk a julli wala ñuy ñàkk a woor est-ce que mën nañ sax 30 millions. loolu question la. man lii laa jël man te loolu ëpp na bientôt ëpp na 30 ans wala 40 ans. bu Arabie Saoudite ne ñoom gis nañ weer man ma woor. su Arabie Saoudite ne dog nañ man ma dog. te loolu defe naa ne bu la ci yàlla du métti de. jërëjëf parce que yàlla moo ma ne sooy julli jublul Makka. jërëjëf. boo mën a nekk ci àdduna jublul Makka kon Makka war nañoo doy rek tey ñëpp julli def ko ndoor benn yoon. jërëjëf sëñ Moussa ñoo ngi lay sant waaw waxtu wi ñu xocc ñoo ngi lay gërëm sant ci loolu ñu gërëm ñëpp waaw kon nag c'est vrai que ni waaw ñoo ngi gërëm ñëpp ci intervention bi waaye nag waaw Serigne Souleymane Diouf
directeur général sécurité moom ñu envoyé ay notion sax ci lu jëm ci wàllu ay station yi nga xam ne ñooy séentoo foofee ca Makka waaw ñoo ngi koy jot nii waaye nag waxtu wi ñu xoj da doon baax tamit ñu partagé ko ndaxte nag waaw dëgg la ñoo ci waxtaan rek mooy ca Makka nag ci horloge bi nee na daanaka foofee la ñuy def seen i bërëb yu bëri ci lu jëm ci wàllu saytu yeeg yooyu kon nag ñoo ngi koy gëm di sant si information ñu partagé di dig daje incha allah mbokk yi ci beneen samedi ci beneen waxtaan yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ci koor ñu woor ak jàmm waaw dal ñu warandoo ci jàmm warandoo ci jàmm li nga xam ne moo di mébét ñëpp ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi tamit yàlla ñu si yàlla eggale ndaxte nag loolu bëgg nañ ko bennoo bi ci waaye politiciens yi bu ñuy dem ba koy woote nag wax dëgg asama ak ñun nag wax dëgg yàlla naam sax bu nekkee ci lañ bokk waaw li jëm nag ci wàllu tamit ñey def tey jaay li nga xam ni daanaka daal buñ ko defee mën na ci indi musiba nañ ko bàyyi te xam ni waaw mën nañu indi loraange askan wi te loolee tamit ñu góorgóorlu ci baax ñii di nguur gi ti ko war a saytu tamit na ko saytu ñii dimbalante tamit nañu gën a dimbalante ci weeru koor gi kon nag di leen dig sant dig daje incha allah samedi bi di ñëw di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak incha allah yàlla may fekkeek donc événement yu yëpp ak dund ko am solo jërë ngeen jëf